mbokk yi xarit yeeg am di jàmm yi ñu ànd ak yéen comme ni ñu koy tàmm di defee bëccëg bu jot ci DTV muy rendez-vous bi nga xamante ne àddina wër këpp ñëpp ñu ngi koy rafetlu mu di toi-même tu sais ñu koy def dàmp takkusaan jëm 19h donc tey nag ñu ànd ak yéen ci yeneen ni actualité comme ni ñu koy defee ñuy nekk ci bésu jeudi 7 juin 2018 ñu fas yéene nag waxtaanee comme ni ñu koy defee lépp li nga xamante ne rek actualité la ci mim réew donc di sant di gërëm bu baax sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi foofu ca bitim réew ca diaspora ba di fa daani seen i doole ñu ngi leen di sargal bu baax a baax ci ànd bi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun ci DTV Sénégal mu di application bi wala bokk ci site internet www.dtv.sn di def mention spéciale à notre partenaire sangatv.com nga xamante ne sénégalais yu bëri ci la ñuy wéeru ngir mën a am lépp li nga xamante ne dañuy bëgg mu gën a di leer ci toi-même tu sais ba tax na ci bés bi dinañu ànd ak Mohamed Thiam ci actualité de l'internet appelé Actubuzz waaye tamit ànd ak Modou Mbacké Niang comme jeudi bu jot niñ koy tàmm di defee mu ñëw ngir ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy politique ak action ak social ci bés bi nag Modou Mbacké Niang am gan muy monsieur Ansoumana Danfa muy responsable politique di membre Benno Bokk Yaakaar di secrétaire général Mak Authentique ñu am yéene waxtaan ak moom lu jëm ci loi sur le parrainage président Macky Sall recule et saisit l'Assemblée nationale donc ponk bu am solo boobu la ñuy war a waxtaanee ak moom dinañ waxtaan ak moom yeneen i ponk lépp li nga xamante ne rek dafay jëmale réew mi ca kanam waaye ñu nekk ak jeudi ba tey jeudi bu jot tamit xam ngeen ne dañuy ànd ak Mame Diarra borom ci lañ bokk ci la ñëpp bokk Mame Diarra nag war a waxtaanee ci conférence bi nga xamante ne conférence religieuse la bu association des personnes handicapées moteurs yu nekk foofu ca Grand Yoff nga xamante ne ñoo ngi amal seen conférence religieuse ce dimanche 10 juin 2018 foofu ci mosquée wu Grand Yoff donc moom dina ci ñëw waxtaanee li nga xamante ne day jëm ci wàllum solidarité partage ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy handicapés yi donc dinañu ànd ak aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa hôpital Aristide Le Dantec muy amical bu mag boobu nga xamante ne moom la ñuy wax bien sûr muy amical des femmes yooyu nga xamante ne ñoom li leen tax a jug de l'hôpital Dantec leen tax a jug rek mooy soxali ko bu baax a baax rawati ci dolli ci li nga xamante ne mooy weerum koor bi ñu nekk nii ñuy def seen 8e édition de la conférence religieuse de l'amicale des femmes de l'hôpital Dantec donc mu war a am suba incha allah muy àjjuma 8 juin 2018 foofu ca maison de la culture Douta Seck ñu nar cee am yéene waxtaan ak madame Gadiaga ne Khady Gueye moom mi nga xamante ne moom mooy présidente amicale bi amicale des femmes de l'hôpital bu Dantec donc ñun waxtaan ak moom muy madame Gadiaga Khady Gueye waaye dañu ànd ak aussi vice-présidente muy madame Ba Nana Diop moom mooy seen vice-présidente moom it tamit mu ngi fii ngir ñu waxtaanee li nga xamante ne jëm na ci 8e édition conférence religieuse boobu nga xamante ne macha allah daanaka at bu jot rek dañ koy def waaye buñ koy def tamit dañ ciy ànd ak seen micro central bu mag bi nga xamante ne moom mooy suñu chroniqueur di joxe avis du jour comme ni mu koy tàmm di defee l'ami du président de la République du Sénégal muy chéri neex borom ak Linguère muy Alaaji Sala Bigué Ndiaye nga xamante ne at bu jot macha allah waa hôpital ba woo ko mu def ko micro central mu taxaw leen taxaw bu am solo taxaw càmmiñ taxaw góor taxaw kilifa mu nekk lu am solo boo xamante ne dañ koy rafetlu ci kanam tuuti Alaaji dina ñëw ngir yaatal ci avis du jour comme ni mu koy tàmm di defee waaye nag ñu xam ne rek jamono ji nii li ñu war a waxtaanee dina dem ci actualité de l'internet ndax xam ngeen ne am na yu bëri yoo xamante ne nekk na ci internet bi dinañ ci ànd ak Mohamed Thiam ngir mu gën koo mën a yaatal madame Gadiaga ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel di la déwénati ci weer bu sell bi ñu nekk nii. merci beaucoup Nicolas maa ngi leen di delloo ziar. ñu ngi lay fay di leen déwénati. di ñaan koor gi pratiquement jeex na. yàlla na ñu ko jeexal ak jàmm. amiin yaa rabbal yàlla nangu na suñu jàmm yàlla ci kattanu. amiin yaa rabbal alamin jërëjëf madame Gadiaga ne Khady Gueye moom mi nga xamante ne mooy présidente amicale des femmes de l'hôpital Le Dantec waaye ñu nuyu ànd ak ki nga xamante ne mooy monsieur Ansoumana Danfa responsable politique la bokk ci membre la Benno Bokk Yaakaar di secrétaire général Mak Authentique min na kër gi ndax ñun dañuy am cofeel rek di ànd ak moom ci jamono yu mel nii ngir mu ñëw indi xam-xam bi ngir ñu waxtaanee li nga xamante ne réew mi la soxal monsieur Danfa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay di nuyu waa kër gi. gis nañu diggante biñ fi géejeeg loolu. gis nañu kër gi yokku na. ci lu bëree bëri. donc loolu ñoo ngi leen si sant. donc di gërëm ñi nga xam ne ñoo yore kër gi.
macha allah ñu ko jiite surtout. ñu ngi leen di gërëm jaajëf kon bokk ñu ngi gërëm bu baax tout le groupe Excaf Télécom di leen jaajëfal ci liggéey bu mucc ayib bi nga xamante ne ñoo ngi koy def yëmbul rek ci DTV waaye dem na ci RDV dem na ci Soxna FM dugg ci Love FM ànd ci Dunia FM donc ñoom ñëpp ñu ngi leen defal mention spéciale waaye li ñuy njëkkee rek mooy laaj ko rek moom weerum koor naka lay def naka lay dundee weerum koor nooy dundee weerum koor ndax alaaji nee na bés nit ku ne am nga sa bés waaw du ñàkk nag xëy na nga war ñoo mën a nettali rek bés boo xamante ne xam nga ne bés bii moom ci weerum koor sama bés la moo xam jamono bi nga nekk secondaire wala université wala sax ba ngay toog ci bureau yi. waaw bon ci weeru koor xam nga ñun léeg-léeg surtout jamono yi ñuy gën a nekk xale. léeg-léeg ñu def wooru gàlle ci jamono yooyu. tey weeru gàlle. def nañu wooru gàlle. nekk ci néeg bi daan lekk ngalax. ngalax de. waaw ngalax lañu jàpp parce que ngalax bu ñu reere woon. ci la veille. d'accord ndogo woon ko def ko ci frigo bi. d'accord. sama yaay tijji néegam fekk ma ma guux ba noppi. mu jël ndox jox ma. na ma naanal. waaye ñu nekk ci biir bu kenn yëg ni wooruloo. comme yaay sama papa comme sama papa laa la tuddee. ndeysaan cay yaay. boo génnee nag. na nga fomp ba mu jekk. waaw. mu defal ma ba ma jekk ma génn daal di toog. gars yi information bi wàcc na de yéen ñii fekkee woon bés boobu noonu. bi ndogu jotee. waaw. mu njëkk maa jox. ndeysaan ne ma tey koor gi yàgg na sonn ci kër gi. cay yaay. yow daal. yow laay jox lépp ndax yaay sama papa. ndeysaan ndeysaan. moo tax ci ëllëg ba ma ci jógee. laa jàpp ni war naa góorgóorlu. dëgg la bis boobu nag laa bàyyi wooru gàlle. gàlle. loolu moom am na solo de am na solo de ah waaw gis nga ku ci nekk ak système moom ak ni mu koy defee ginnaaw Modou Mbacké ba tey bëgguñoo nettali ndax démb ba ñuy wax téléphone maak moom di wax ci monsieur Ansoumana d'enfant mi war a ñëw defe naa ne lu ci bëri sax man maa jëli li Modou Mbacké di wax ndax boobu gémmiñ gi fees na li muy wax yëpp amaana ko du ma ko dégg Modou ñu bëggoon xam rek démb reer bi moom nu mu demee ndax woo naa la 2-3 appels en absence laata nga may jël waaye ba nga ma jëlee tamit la nga doon wax lu ci ëpp leerul parce que sax ma ne xanaa da ngaa am ay rawaan quoi ay rawaan yoo xam ñu lay jox li xew. parce que yaa ngi jékki-jékki ne naa ma bon appétit. waaw mais lu xew. ay reer naa ma bon appétit. mais lan moo tax ma ne bon appétit. ku bari bagage la parce que moment daa fekk boobu nag xam nga fii heure journal dafa xaw a métti. waaw 19h30 ngay génn. bala ngay àgg kër ga day fekk nga xoox. dëgg la waa gerte ngay commencé attaquer affaire yi commencé ziar. moo taxoon ziar leen bu baax. bu baax nag waaw da ciy am solo nag. macha allah da ciy am solo. dafay am solo kañ très bien Mame Diarra nooy dundee koor. xanaa relax rek. parce que nee nañu Pone Fashion moom ni muy dundee koor du noonu la Mohamed di dundee koor du noonu la madame Gadiaga di dundee koor donc faaw nga wax ñu Pone Fashion naka lay dundee koor. man daal bu ma xëyee ba xëppoo. ba taal ventilo. julli de may jógloo julli moo jullee tëddaat. julli daal moo lay jógloo. waaw moo jullee tëddaat. di xaar nag moom koy bu desee ay 30 minutes sax ma ne waa heure bi nag moom tey yéex na de. jot nag lii lan la. waaw monsieur Badane defal ndànk rek léegi rek suñu problème mooy. télé bi mooy njëkk a wax dog jot na rajo bi. léegi nag daf may ne heure yi bokkuñu 33 la ñuy dog da ngay xaar rajo bi wax. monsieur Ba nag yow gis nga yow nga mooy yàlla de yow yàlla de naaj bi bu suuloo naaj bi suulu na lu. maa la wax loolu. très bien Mame Diarra ci kanam tuuti dina yegg si ci 16e édition muy conférence religieuse buy tàmm di am ci association des personnes handicapées de moteur nekk foofu ca Grand Yoff donc ñu koy amal foofu ci jumaa ju mag boobu nekk foofu ca Grand Yoff dimanche incha allah donc Mame Diarra dina ci yegg si ci wàllum solidarité wàllum partage ni handicapé yi di dundee événement bu am solo boobu nga xamante ne def nañ ko ba mu toll ci 16 ans muy 16e édition. donc mu nekk lu am solo vice-présidente madame Ba Nana Diop ñu ngi ànd ak moom ginnaaw dëgg la sa càmmi na ngi fi njaayeen la jël micro bi ñu dalal ci toi-même tu sais ndax yaa ngi di waajal lu am solo waaye dégg nga ne koor la ñuy waxtaanee te ku ne am nga sa bés yow lu ba kañ ma doon sa bés. maaleykum salaam. maa ngi lay fay. jërëjëf. waaw. d'accord. waaw. amiin yaa rabbal aalamiin amiin. macha allah. macha allah. dëgg la. d'accord.
macha allah jërëjëf kon nañu jeexale ak moom mu wax ñu fa tabarakallah man mii koor nag dama ko tàmm ndax léegi rek Modou Mbacke mi ngi naan borom bagage nga il faut mu nekk borom bagage ndax surtout Moustapha Malick Gaye la ca Ndar maamam wali la Abdourahmane Gaye mooy sama maam tafsir donc dañ judd ci daara di tàmm boo mësaan boobu ay 4 ans 5 ans 6 ans boo mësaan woor ba ngoon dañ lay neexale juróomi dërëm moo taxoon ñu tàmm koor man ba léegi man ak Nana dañuy woor lundi di woor alxames waaw moo tax ñu tàmm nag wooru juróom bi moo indi tàmm koor gi très bien parce que alaaji noonu lay def njaboot bi te noonu lay conseiller ñiy def njaboot bi alaaji waaw man noonu laay def xale yi xam nga xale da nga koy motiver parce que xam nga gis nga ñaari éducation yi am ba ñett sax monsieur d'enfant yaayam daf ko yar daf ko dóor te loxoom dalu ko dëgg la maanaam ci jom sas ko da ko sas mu ñëw fekk ko muy naan ngalax mu tëjal ko bunt bi mu nàmpal mu jox ko ndox mu naan ne ko nag fompal sa gémmiñ bu kenn xam ni wóoroo dog jot mu ne ko mu beral ko lox yow laay gën a jox ndax da ngay gën a ndog léegi moom ci jomam danaan daal soxna si daal ni ma def nii li ma sentir suba du ma ko defaat il faut vraiment être réfléchi loolu mooy éducation mag ñi noonu lañ daa éduqué ngi soxna Xadi moom tamit ci ñu jar ko ci muy magu daara ñu yar ko ci boo wooree ba ngoon jox la juróom temps ñoom seen jamono juróom dara la waaw bu baax sax juróomi dërëm dara la woon nga dégg moom tamit yaayam mu koy woorloo par àllarba naan moo tax ñun li may wax dañu am ay mag ñu baax tout à fait gis nga boo demee Sidi Hadj Malick dégg naa ci daaram amoon na benn mag moo xam fa nekkoon taalibe buy lekk ndoog taalibe day tuur ñam xale yi am comme xale yi moom seen maam tàggate leen ci tuur ñam baaxul am ci xale bi ñëw ne ko maam diw di dafay tuur ñam bu ñuy lekk mu ne ko mu bàyyi bu heure lekk di jot mu woo maam Hadj Malick woo maam diw jël benn yar jox ko ne ko xale yi de am na ku ci tuur ñam bu tuuratee ñam rek caw ko cay lii mag mi ñiy lekk di lekk kenn tuurul ñu def ko ñaari fan ko mag mi jël yar bi ñëw ci ma alaaj naa ni ko man mii lan war a caw ndax man maa daan tuur ñam da maa yar te sa loxo dal c'est ça loolu nag mooy valeur yi dëgg la moo Sénégal boo gisee ñu dañu am valeur bu ñu def crise des valeurs ñun loolu mooy suñuy valeur waaye nag dañ ko war a sàmm nag di ci dox war a sàmm bés bu jot bu njëkk ba nit ki daan nga yar sa doom ci biiri nit xool ko rek mu xam li nga wax sans pour attaquer léegi nag xale yi jikkoy ndënd lan yor faaw nga tëgg leen bu baax li soo ko jib dañ naan xale yi sax dañoo wow boobu léeg-léeg loolu la ñuy wax léegi jikkoy ndënd lan yor très bien jërëjëf Alaaji jërëjëf kon boog ñu ànd ak léegi ñu ànd ak Mohamed ñu dem ci actualité de l'internet appelé Actubuzz c'est tout de suite ñu ànd ak Dakar matin di yëgle foofu Prodac jafe-jafe yi nga xamante ne fan yii yëpp mu ngi koy yëg ba tax na suite logique lay doon Mohamed daal di ci yëngu le carnage financier de Mame Mbaye Niang débusqué par l'IGF d'après Dakar matin. Tout à fait, l'IGF, l'Institut général des finances. Donc ñoom inspection laa bëgg a wax inspection générale des finances bi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon di saytu fan yii yëpp ñi ngi ciy wax actualité bi mi ngi wax bu baax a baax ci lépp li nga xam ni manquement la foofu ci Prodac mi ngi continuer di wéy bi yoon ñu taxaw ci ñeenti domaine agricole communautaire yoo xam ni président de la République dafa validé woon pour que ñu installé ko benn bi mi ngi nekk CFA ci région de Sédhiou Kër Samba Kane ca Diourbel Kër Momar Sarr dans la région de Louga ak Itato foofu ci Kédougou lépp war a nekk benn coût global bu 29 milliards 600 millions ci biir 29 milliards 600 millions yooyu nag ci la IGF dugg pour saytu koppar bi nan lañ ko doxalee mais gis ci ay manquements yu bëri moo tax ñu wax waxum carnage financier bi ci njëkk mooy wàllum marché bi entente directe la ki nga xam ni mooy Prodac signé ak Green 2000 nekk benn firme israélienne entente directe boo xam ni jaarul ci procédure normale bi ñu war a jaar ñi nga xam ni ñoom ñooy direction centrale des marchés publics def injonction ne dañu war a bloquer marché boobu pour lancer benn appel d'offre international parce que loolu mooy yoon waaye ñii di Prodac dégluwuñu injonction boobu nga xam ni moom la direction centrale des marchés publics def donc daal di continuer wéyee ko defee ko ni mu leen neexee waaye bi nga xamee ni inspecteurs yi interrogé nañ ki nga xam ne mooy bossu Green 2000 xamal na leen ni moom même techniciens yi dañ leen a écarté ñaari nit yi nga xam ne ñoom la doon waxal mooy ki nga xam ne mooy Mame Mbaye Niang moom mi nga xam ne moom lañ ko dénk ak ki nga xam ne mooy coordonnateur bi donc boole wuñu keneen ci négociation yi on parle également de ay validation de signature ci ay montants yu bëri on parle de plus de 6 milliards et quelques yoo xam ne versé nañ ko plusieurs fois de façon indue même Locafrique nga xam ne ñoom ñooy société crédit bail bi nga xam ne ñoom la nguur gi signé partenariat par rapport ak Prodac bi programme des domaines agricoles communautaires bi ñoom nee nañ itam ci wàllum niñ leen di ordonné pour ñu def décaissement yi du ñu respecté benn yoon procédure yi donc ñu gis
en somme plus de 20 milliards yoo xam ni ci teg ci loxo ci xam traçabilité wu ak financement bi nan la jaar ñi nga xam ni ñooy IGF inspection générale des finances amuñu ci benn leeral donc looloo tax tey Dakar Matin daal di ci soobu def benn enquête tuddee ko carnage financier ci li nga xam ni mooy Prodac nga xam ni ministre Mame Mbaye Niang moom lañ ko dénk. Très bien muy première actualité de l'internet ñu ànd ci ak Dakar Matin moom mi ngi ko fësal ñu bàyyi Modou Mbacké en commentaire mu jox ñu jàngatam par rapport ak li nga xamante ne tuddee nañ ko le carnage financier du ministre Mame Mbaye Niang. amati gàcce rek. ci Sénégal. amati gàcce gu rëy ndax lii bu ñu waxee domaine communautaire agricole dafa am ay doomi réew mi ñoo xam te ne bii. dana jël ay gaal di faatu ci waaxi Espagne yi ngir bëgg dugg Europe nguur gi jàpp ni lii pexe la ngir ñu toog seen réew kon man dama jàpp ni ku saraxoon silmaxatam war nga ko bàyyi ak la mu yor lii nii sarax la woon ngir doomi réew ñu nekk ay jeunes. fu ñu jàpp kon bu ab ay nit amee fit ba koo aakimoo lu ñaaw la. waaye nag nin ko toppee nii ba enquête bi am nan ko topp ba nin ko defee woon ci ñi fi nekkoon ku ci lok benn dërëm. ñu rëq sa ndig ba nga gox ko moom set wecc ndax awlu askan wi la. Très bien li ci xaw a jaaxal doomu aadama yi tuuti rek moom mooy ministre Mame Mbaye Niang dafa jot a déposer une plainte pour diffamation ndax diffusion wu information bi nga xamante ne moom la ñuy wax donc monsieur Danfa ban appréciation ngay am ci li nga xamante ne depuis semaine bi yëpp ñu ngi ci nekk di ci wax di wane ne que ne mooy scandale financier bi nga xamante ne am na Prodac te Prodac ñu am yaakaar bu baax ci plan Sénégal émergent. waaw man li ma ciy wax rek mooy Mame Mbaye Niang si li ñu liir si diggante ba bool gisuma ko ni porte na plainte loolu ñoo ngi xaar comme yeneen Sénégalais yi waaye li ma jàpp rek mooy ci affaire Prodac bi koy président di teg da ko tegoon pour que xale yu góor ak yu jigéen yi nga xam ni dañ daan jóge fii di dem bitim réew ñooñu toog bi ma njëkkee dem mission Sédhiou ba gis Prodac liggéey ba ñuy liggéey la ma ci gis ña ma war a waxal wax naa woon ak ñoom ña naan leen ni président ay programme boppam yi mu wax ak sénégalais yi ñi mu ko confié nañ ciy bàyyi xel di ko doxal te ñuy koy rendre compte te président ne jël yeneen kanu bu mu wéeru ci ministre ba rek bu mu wéeru kat ci directeur ba rek na wéeru ci yeneen i kanu suñu déggee li ngay wax mooy li nga jotoon a gis foofu noonu dal woon xel dal woon sama xel d'accord parce que dama jàpp ni tey Prodac lan nga gis ba mu jaxal Prodac ak ANPEJ am na liggéey boo xam ne suñ ko liggéeyoon ci sama xel mu gàtt te président du créer DER ndax ñaari kuréel yooyu lépp lu jëm ci lu war a jàppale ndaw yi pour ñu liggéey pour ñu taxaw ñu liggéey loolu jotuñu ko gis ci ndaw réew mi te loolu problème la li tax même su ma bokkee ci côté pouvoir bi mënoo di défendre loo xam ni wóor na Sénégal yi toog di seetaan ni loolu amul te bu boobaa boo défendre loolu ñoom da nga leen di daaneel waaye da ngay daaneel njiitu réew mi nga xam ni ëllëg mooy jógaat dem ci Sénégalais yi jël ay engagement te 2012 li ëpp ci ndaw yooyu dañoo àndoon ak moom te li ëpp ci ndaw yooyu tey dañu découragé ba tax na président tey jëlaat mbir mi jël DER logé ko à la présidence de la République di ko gëstul boppam di ko xoolal boppam financement yi moo koy xoolal boppam ba tax na jàpp nañu ni am nag amul. est-ce que waruñu woon njëkkee ci loolu. ginnaaw ñu balaa ñuy créer DER ñu saytuwaat bu baax. Prodac saytuwaat bu baax ANPEJ jàpp naa ni liñ ko saytu. moo tax mu créé loolu logé ko présidence de la République. man jàpp naa loolu. ok yooyu amatul raison d'être. léegi nag ak ANPEJ. léegi nag dafa laaj. bi ñuy jël nguur gi dañu waxoon Sénégal ni ñuy jubal ku deful yoon ñu teg ay structure ay institutions yi nga xam ni képp koo xam ni defoo yoon ñu teg la ci yoon. d'accord loolu nag nañ ko topp parce que suñu bàyyee loolu bu nekkee jubali daf ci am leeruma mais bu nekkee daf ci am bis bu ñu bàyyee loolu jàpp ni kooku sur le plan politique dafa far ak man wala dafa far ak ñun loolu bokk na si li daanoon Abdou Diouf bokk na si li daanoon président Abdoulaye Wade ñun dañ ci war a bàyyi xel ci gàttal. kon beneen bi tamit li ñu war a leeral mooy certes c'est vrai ci jamono yooyu li ñu wax Mame Mbaye Niang moo nekkoon. ministre de la jeunesse. am na loo xam ne tamit dafa am ñu mu ko confié woon. la ma ca jaaxal rek man. waaw mooy kañ fa bàyyi woon mu nekkoon Prodac
bañ ko fa jëlee am na leneen luñ ko jox kon loolu kooku mooy kan ak lan lañ ko jox mën nga ko fa am na beneen organisation buñ ko jox lu jëm ci wàllu solidarité ci wàllu dund réew mi nu mu tëddee saytu réew mi ndax fi am na problème ci wàllu dund wala amul problème ci wàllu dund am na kenn kuñ ko confié kon tey njiitu réew mi na bàyyi xel ni li ñu wax noonu li ëpp ci sénégalais yi ñoo ngi di topp di ci bàyyi xel d'accord jàpp naa ni de bonne foi wax nañ loolu Mame Mbaye Niang nee na nañu yóbbu mbiri ci yoon kon ci wàllu presse mën nañ ko incriminer te fekk na loolu tamit mën na bañ a am d'accord waaw nañ bàyyi comme yoon li xaw a jaaxal tuuti Modou Mbacké moom mooy bi nga xamante ne jot nañu def seen signature un contrat ak entente directe avec la compagnie israélienne bi nga xamante ne mooy Grune 2000 li jaaxal nit ñi mooy au préalable amuñu woon sax quitus bi maanaam quitus bi nga xamante de la direction centrale des marchés donc ñu bëri doon dañu laajte lu waral yàkkamti bi waaw loolu moo tax ñu teg ay agence yu mel noonu agence bi nga xam mooy saytu lépp luy ay marché public lu mel noonu lay toppatoo ndax marché bi nga jox waa ji ndax tegu na ci yoon est-ce que li nga génn ci alal def ko ci ndax fa mu war a dem foofu la. wala ndax nag mu des ci njiitum réew président Macky Sall. mi wax rupture ba créé OFNAC indi woon fi traque des biens mal acquis. ku ne xam na liste ba na mu toll. loolu aca bépp dërëm daal boo xamante ni bii dërëmu askan wi la. te mu dugg foo xam waru faa dugg. surtout mooy lii nga xam ay nit ñoo dugg ci ay gaal. ñii dee ñu ñëwaat te bari na ci financement yoo xam sax du financement du état Sénégal carrément mais ay pays yu mel ay Union européenne ay lëkkaloo lay doon waaw ay Union européenne Nations Unies ñu bëgg dimbali ndaw ñi tax ñu indi fi seen alal kon loolu waruñoo seetaan ak lu man di doon kenn di ko aakimoo rawat nañu naan fi mu toll ni ñoom ko waroon ko ci ay compte banque yoo xam nga Israël kon enquête la ñuy xaar mu lay wax mbir mi ku ci log na goxi rek ku ci lokk na goxi li ñu waxoon mooy sobre et vertueuse muy am transparence wax na léegi nii segment par segment li nga xamante ne jotoon nañ ko teg muy CREI yi ak OFNAC jamono yi nii déggatuñu leen benn yoon waaye tey dégg nga ñu ngi delluwaat ci ay scandale financier joxoñ baaraamu tuuma ministre Mame Mbaye Niang mi nga xamante ne jamono ji mu ngi delluwaat di porter plainte site internet yi nga xamante ne ñoom ñoo jot a travailler ci dossier boobu waaye alaaji dégg nga léegi nii monsieur Danfa li nga xamante ne daanale ko mu nekk lu am solo nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar du tere bu waxtu dëgg jotee waxtu gindi askan bi jotee nga gindi leen te yàlla rek tax te xam ne c'est des responsabilités yu leen di dénk. xam nga loolu mooy nit ku dëggu te nit waroon naafiq xam nga naafiq weesuwul ngay naap ab ragal xam nga naap mooy lan. koo xam ne dafa tàppete ba boo takkul bët yi fi luy gis nga ko yokk njàmbaar loolu naafiq la. di may ko bugut maanaam koo xam moo la ëppale foofu nga di ko may namm benn dëkk ca màkk benn tali ca màkk te mosoo faa dem nam foo mos ta dem waaw fam yoo xam ne naa féq la dëgg la ànd ak nit ki tamit te di ko jay bu ne xonq na nga ni cuur weex na nga ni tàll ñuul na nga ni kooku naa féq la danger la sax pour réew mi nag koy àndal bu dëgg jotee da ngeen di waxante dëgg koy ànd te ànduloo ci dëgg rek ànd boobu du dem mooy li mu def nii Benno Bokk Yaakaar la bokk mais lii ku ko dégg da nga koy ñaawlu xamul sax et puis Mame Mbaye Niang man ni ma ko gisee mu doon un jeune boo xam ne man dama ko teg fenn bu dee lii am na te moom mu laal ci man daf may bett parce que gis naa franc parler gis naa ni muy dégager gis naa buy engagement vraiment man du ma jusqu'à la preuve du contraire d'accord ba keroog daal ñu ni jàpp nañ ko ci loxoom ci biir te bu boobaa dina ma bett mais bi ci des dafa am lu woykat boo xam jaam day doylu bu la yàlla joxee li nga toll lool dangaa war a doylu ñu jox la kees teg la cawet ga nga féete waxuñu la nga jox la ko de dañ laa teg cawet ga nga féete nga defee ni yaa ko moom ñaari oto ñaari villa ñeenti jabar li ñaaw na bay waaju juróomeel Sénégal nag moom loolu fi am da lay dénk kees nga yaakaar yaa moom dëgg la dañuy fàtte sax ni ci ker gi ñi ci naaju ñoo leen fi bàyyi mooy li ngay wax ay jeunes nga xam ne dañu désespéré di mbëkk gaal yi di dem bitim réew pour wuti et puis tax ñuy génn xam nga leen di génne jom parce que da ngay nekk sa biir kër sa papa ak sa yaay di taxale añ nga toog ci kër gi yow leneen amoo ñaar dërëm maire bi dugg ci ko ñi tiki ngay borom jom moo lay poussé nga génn xol bi di laaj jom moo la génne du law responsabilité moo la génne léegi nag kooku ñu ni ñii nañ leen dimbali kat comme ni ko Modou waxee am ñoo xam ñi ngi bitéew jël seen alal sax dugal ci yow nga boole sa gafa kër yow jigal ci ñu jël ko jox ko nit kooku ñu ko jox dafa war a xam ne
bu lewul xajul ci bàmmeel. d'accord te benn dërëm bu lewul day yàq million bu lew. gars yi dañuy bàyyi xel ci loolu. moo tax yi leen di dal di leen dal nag. ay feebar yi leen di dal ak ay lu ne. jékki-jékki rek ñu ne année di wala nga koy xool mu fas doy waar. riba rek moo leen jàpp. ku lekk dërëm bu lewul na ko goxi comme ni ko waxee. très bien jërëjëf Alaaji. ni ko benn mbir bu ndaw politique fi ñu toll nii. xam naa Mame Mbaye Niang na leer ka ni néewuñu bokk na ci ñi jël dañoo commenté li xew rek bala mu ñuy porter plainte na leer waaye li am Nicolas mooy. bi li fi xewee kay mënuñoo porter plainte. moment bi nga xam ñi ngi naan Sénégal les caisses sont vides. waaw non loolu moom leneen la loolu. loolu leneen la. nga gis ni fi mu toll nii gis nga démb. entreprise yu mag yi. BTP état bi BTP 75 milliards. ci ñaari société kese xaw ma ñett. nga xam ni kon y' a problème. nga jël université privée yi. ñu ngi waaj a génn étudiants yi ci mbedd mi ndax état amee leen 16 milliards. tout à fait ñu ngi naan sax ministre Mary Teuw Niane mu ngi war na leen recevoir. nga gisal ñu ameel Ecobank 20 milliards francs CFA. tout à fait loolu moo feeñagul. nga xam ni kon réew mi. xëy na sunu alal ji. dafa am ñu ko dénk ñañ cay doxee leerul. mais 2000 de plus yi nga xamante ne ci étudiants yi ji war a jot ci bourse yi ñu ngi gis ne ba tey ki nga xamante ne moom mooy ministre des finances muy Amadou Ba ba tey validé wul dafa banque loxoom donc mu mel ni dafa am defante foofu bu fa feeñ. loolu sax politique la. waaw président Sall ni mu dox noonu baax na tension am na étudiants yi meex nañu mu tegal leen Aboubacar Feggu ngir ñu dal mooy yokkal naa leen. waaye ku am problème mu fay mais beaucoup de personnes se sont demandé la question kon moom nekk te mënoon na ko yokk bu yàgg. waaw mais mu bàyyi ba léegi mu bàyyi ba kenn rotaat. 2014 2018 problème bi étudiants yi doon wax dëgg. mooy nan fay étudiants yi à temps. d'accord donte néew naa ko bari. yokk bi moo ko def rek. pour defal leen. aw mbaqus la. d'accord stratégie la daal. mi ngoog wax très bien loolu am na solo en tant que femme en tant que mère naka ngay gisee gestion wu réew mi ni nga xamante ne noonu lay doxee ndax ñëpp xam nañ ne biñ koy jox réew mi. dañ ci amoon certitude ñu ne ngeen ñu dégg ci la transparence dégg ci sobre et vertueuse dégg ci patrie avant le parti tey nii boo toogee nii ci 2018 à quelques mois de l'élection présidentielle. En tant que femme naka ngay apprécier situation bi 6 ans de pouvoir. voilà maa ngi rafetlu d'abord monsieur Danfa li mu wax. xam nga bokk ci dara du tee wax dëgg. muy politique di diine di kër ga di bedd ma dëgg moom mooy njëkk te mooy mujj. donc loolu rafet la donc Mame Mbaye Niang li ñu koy jeeñ jusqu'à preuve du compte xaw ma ndax moom la wala déet. mais en tout cas daal comme ni saa la wax bu dee moom la. man dégagement ak pour daf ma neex. ndax ni muy def avec les jeunes daf ma neex vraiment. parce que man je suis apériste. man je suis avec Macky Sall. ah bon mais nag waaw bëgg naa nag kuy ànd ak Macky di liggéey bu rafet nag. président bu mu mënti doon bëgg naa kii ànd ak yow di la liggéey bu rafet ndax mooy tax mu am ëllëg un deuxième mandat. vraiment man loolu laa xam ci lu may xam parce que vraiment alalu réew mi nag du ñaar. kon li nga gis daal dal na sa xel li nga gis ci réew mi dal na sa xel juróom benn at mu nekk ci bopp réew mi li nga gis dal na sa xel. non toujours nag. du léppay baax. waaw du léppay baax am na fu mu. mais tey bu amoon lu ñu doon changé lan nga jàpp ne lañ ko war a changé. lu bare war nañ ko changer comme lan surtout jox ma ñaar rek ci plan éducation bi. plan éducation war nañu changer lu comme li ñu wax les étudiants. war nañ leen di jox seen bourse à temps. d'accord war na mbir mi jaar yoon actuellement la santé est en grève. presque chaque semaine on ne travaille que les lundis et les vendredis. am loo xamee ni bor la ñu war leen ko jox te ba léegi joxuñu leen ko. donc il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas mais quand même il y a d'autres choses qui ont marché donc ñu ñaan yàlla defarandoo yëpp. fan nga ci am satisfaction. parce que nee nga am na yu dox waaw. satisfaction nag am naa ko vraiment ci benn. dans les familles religieuses. Macky def na fa lu rafet. ñaareel ba du tontu wax. day jëf rek te du wax. d'accord loolu foofu neex na ma ci. très bien te tamit lu mu tudd sax tali yi. APR benn laa ko wax de mu ngi dem mu ngi ci ñetteel de. maa la ko parce que nag dafa bare dafa am na ñu gis quand même comme ni ma la wax Nicolas. c'est bien absolument bare na yu sooxe mais bare na yu dem. yu dem waaw ñu ngi ñaan nag yëpp dem daal. d'accord yëpp yem très bien d'accord dégg nga Mame Diarra ni ñu defee waxtaan bi donc du ñàkk yow tamit rek nga am xalaat ci ni ñuy doxalee réew ak ni ñu koy gérer. comme niñ ko waxee rek Nicolas xam nga dama déggoon benn mag buy wax naan. benn bopp africain bu baax. mën na yorub réew. waaye dañoo kàccoor ñeme ak géntal réew. ñetti baat yooyu dama ko jàpp kàccoor ñeme ak géntal réew. réew moo nekk loo xam ne du lu ñuy caaxaane te duñ ko jox n'importe qui kon nit bu demee ba laaj réew mi rek. xam nga njiit yàlla mooy fal mooy comp ci li mu yor sampal la
kon soo demee ba laaj réew mi rek nii nga ko laajee jàppal ne ëllëg noonu lañ lay taxawaate laaj la noo ko yoree woon kon ku ci ne danga ci war a béy sa waar te mu rafet ndax nag Nicolas les hommes s'en vont l'existence demeure l'histoire retiendra lu fu waay def dinañ ko fàttaliku di ko wax absolument très bien madame Diop jërëjëf wala yow yaa ngi ci APR bi yow tamit jërëjëf soo ma ci laajee waaw en tant que jigéen dama ciy sawar d'accord parce que dañu am ay doom yu nekk ci université yi ci école yi Nicolas féppay metti dañ waxante dëgg ci buy bax la kon tolluwuñu fu ñuy defee raay mbelle féppay metti déggoo ko de comme ni ko kii waxee léegi waaw ni ko Adja Khady waxee léegi ñaata temps ngi ni santé mi ngi grève étudiants yi nañ leen toppatoo dañoo jóge fu sori ñëw ci université yi di jàng seen bourse yi la ñu yaakaar di ci dund di ci dimbale seeni waajur tout à fait ndax am na ci ñoo xam ne loolu ñuy jot seen waajur yi dañ ko ne siiw kon président buñ ko joxee réew mi pour mu doxal dawal yërmande Nicolas ba ñu umee koo rek léegi kan moo fi def timis jot nga ubbi sa robinet rek am ndox waaw loolu tam jafe-jafe la de waaw da ngay toog di veiller ba heure xëdd jot nga root continuer xëy liggéey metti na trop Nicolas féppay metti kon féppay metti waaw cin buy bax la amul bu sedd mu nekk lu am solo li mu wax léegi nii dañuy dellu si waat ah ko léegi sa mbana luy bax la waaw léegi mbax na la cin bi dafa yokk dafa yokk léegi mbana xam nga mbana léegi mbana luy bax la dëgg la bu sedd léegi jëlee cin ba jël mbana kon jël naa cin kon bàyyi ma ak cin ma bàyyi la ak mbana bi très bien mais ci même li ñuy wax nii ñu ngi gis ne am na sitting étudiant du privé léegi nii moom moo ngi koy wax les agents de l'Institut Pasteur ñoom tamit ñu yëngu nañu ñu ngi woon wax léegi les agents de l'agence de la statistique ñoom tamit ñoom tamit waaw ils ont battu le macadam donc démb affaire yi yëngu na donc tey ñuy wax ci scandale financier boo xamante ne si sur une suite logique ndax am na loo xamante ne jotoon nga ci liggéey tey nga delluwaat ci muy fësal ay tour Voilà, donc ils ont même terminé li nga xamni moy article bi rapporté benen élément bo xamni wa IGF andi nañ ko moy ben cabinet 3M universel bo xamni ci walum communication lay def ñu jox leen ñom tam marché par entente directe bu tollu ci 63 millions et quelques pour ñu def li nga xamni moy communication visibilité wu li nga xamni mom lañuy liggéey fofu ci product bi mais ki nga xamni moy jité cabinet bi biñ ko interroger d'après les articles bi wax mom dafa ni ministre Mame Mbaye Niang moko bolé directement ak waa Locafrique pour que ñu génnee xaalis bi jox ko donc Mame Mbaye Niang a beaucoup été cité ci li nga xam ne mooy article bi donc ça reste quand même une information on espère que dina am un communiqué officiel boo xam ni IGF du ñàkk dina ko génnee comme que dañ leen a dénk l'enquête ñu doxal ko dinañ génnee rapport boo xam ni dina am une certaine crédibilité qui pourra permettre ñu vérifier fait yooyu mais li ci am solo mooy comme que Prodac dañ ko teg pour société bi réaction yi nga xam ni moom la internautes yi def par rapport ak article bi maître mot bi mooy déception parce que Prodac dafa waroon d'une pierre plusieurs coups exode rural bi déconcentré Dakar parce que milieu rural boo fa defee liggéey bu mel noonu employé fa jeunes yi day permettre ñu mën a di suqali seen gox mais di fa dund bañ a ñëw ñoom ñëpp di dankaloo Dakar mais également wàllum employabilité des jeunes nga xam ne boobu ba léegi Sénégal mi ngi koy jooy Macky Sall jëloon si ay engagements yu bëri ak gouvernement wam mais également wàllum agriculture pour que Sénégal autosuffisant ba dem bay exporter donc yooyu noonu yëpp waroon bokk si li nga xam ne dañ cee am yaakaar ci Prodac bi donc au niveau social moo tax ñu bëri ils ont pas compris le moo tax dossier bi demul agriculture mu ñëw ci li nga xamantene moy Prodac même ça on en a parlé ci article bi tu as bien fait de mettre l'accent sur ça nenañ lolu nonu domaine agricole communautaire lañu wax dafay commencer à petite échelle mais après dafay mag parce que ay dak la yo xamné dañ koy implanter un peu partout à travers le pays donc ñu bëri ils se sont demandé pourquoi demul ci département au ministère de l'agriculture effectivement donc lolu nonu voilà des interpellations yo xamni mi ngi laaj nguur gi ñu jël ay mesures tek ko mais que également ñi nga xamni ñom lañuy déléguer dénk leen yenn responsabilités yi ñom itam ñu mën diko def de telle sorte que les Sénégalais n'auront pas à aller demander des comptes au président de la République parce qu'il peut pas être partout. Tout à fait il peut pas être partout il peut pas mais li ci grave mooy jamono ji ci réew mi koo gis muy wax rek danaan man président laay waxal. loolu tamit dafay nekk problème monsieur Danfa en tant que membre Benno Bokk Yaakaar c'est-à-dire léegi ministre de tutelle yi directeur yi kii léegi nit ñi dañu leen di tëb boo waxee ñi dégluwuñu ñi ñun président la ñuy waxal képp kuy def ko rek da ngay gis alerte bi buy def day wax ci président de la République directement. waaw man li ma ciy wax rek mooy président moom la Sénégalais fal mu joxe ay cër man damaa jàpp ni ci fi ñu toll yaakaar naa ni li mu doon baale
ci période bii waru ko baale bu doon baale sur le plan politique suy baale la waroon dal waaja ca kawam la jëm est-ce que du tey li ñuy gis li ñu gën a seetlu mooy jëm ci gagner ou périr boo gisee ma wax loolu fekkee naa fu président joxe ndigal d'accord diw def leen lii ñun ñu am li ñu confié woon ñu doxoon ko ñañ ko santoon pour ñu def loolu bi ñu fay jóge dañ ne dinañ ko def ba tey jii nii defuñu ko daf mu ni kaawu université privée yi loolu beneen problème la d'accord lii fal président wax naa ko keroog ci benn ITV bi ma doon def 2012 ñu ne àndoon ak moom doon dem ci nit ñi daan wax ak nit ñi am na lu ñu wax ak nit ñi jàppoon ni loolu bu ñu ñëwee bu ñu ko falee problème yi dinañ ko régler étudiants yi kaaw étudiants yi ci la bokkoon seen problème bourse ci la bokkoon président bi mu faloo mu am xale yoo xam ni suñu daan dugg université dañuy am jafe-jafe ñu am bourse mu fexoon ba ñu orienté leen ci université privée yi ci diir bi ñu commencé problème yu bëri rek jotoon nañ fekk ñu régler ko d'accord mais tey il y a plus de 40 000 étudiants yu nekk ci université privée yi yoo xam ni fay ñu université privée yi mais xale yooyu tey seen avenir moo nar a yàqu te léeg-léeg ma dégg ñu ni président di nga falu àll bi ànd nañ ak yow déedéet àll bi ña fay dem di campagne yi mooy étudiants yii la muy marchand ambulant yii la muy émigré yi nekk ci biti ak góorgóorlu day di joxe dund yore baat ci àll bi te àll bi tey yeewu nañu yeewu boo xam ne kenn mënatu leen nax ci dara te li may dégg ñuy tàmm di wax président naan ko da ngay falu Dakar li cooli bari àll bi yow lañ àndal moo tax ma ne ko suñ la waxee loolu da lay nax cas Prodac bi suñ ko jàpp waxoon na ko nii fépp leer na liggéey nañu liggéey yëpp ci dag yi leer na te yaakaar naa ne rapport bi mujjee génn war na ko ni xale yi nekk ci biir àll ba tey jafe-jafe yu ñu amoon ba daan dugg gaal yi ba tey jii ni même problème moo ngi posé tout à fait moo tax léegi moom la Sénégalais yi fal te Sénégalais ñi si ëpp constaté nañu ni am na jafe-jafe moom moo war a jël ay responsabilités d'accord sanctionné est-ce que jàppoon ni waaw problème étudiants yi man am na loo xam ne ànduma ci dans la mesure où aujourd'hui université bu Ndar ñu gis ni problème am na fa am xale bu ci wàññeeku ba loolu amee ci daar bi ñu régler problème étudiants yi fay seen bourse yi te président joxoon na ndigal bu yàgg dinañ fay bourse yi ça veut dire que bu loolu amuloon xale yi dañuy kon di dawaat ci seeni bourse kon suñu déggee bu baax dafa am sabotage quelque part kon tey monsieur Danfa mënuñu dindi recteur université ba dindi directeur course bi mais pour man dafa am ñaari nit ñoo xam ne da leen confier ay département enseignement supérieur su amee problème ministre ba la wàllu xaalis bu amee jafe-jafe ministre de l'économie et des finances la parce que mbiri il faut ñu xool fi problème yi nekk tey jii nii santé bi am na jafe-jafe bu mag a mag hôpital Dantec man jamonoy feebar naa dem naa fa parce que bi ma demee ma gis ni li ëpp sax si Sénégal ya fa nekk sax nangutuñu liggéey mujjanteel bi ñi nga xam ne dañu nekk ci bitim réew ñëw di def stage ci biir hôpital ba tey ñoom ñoo fa nekk muy ñu nekk si sous-région bi ak Mauritaniens yi ak surtout Marocains yi ñoom ñoo fa ëpp tey donc loolu problème la te ñooñu dañuy ñëw pour jàng si xam-xam suñu amee xam-xam dañuy delluwaat tijji ay clinique kilifa yi ñun ñi nekk fii biir réew mi suñu waree faju ñu bàyyi fii lépp demaat ba ci réew yi faju donc tey le ministre de la santé ak le ministre de l'économie et des finances même ci wàllu politique bu nekkee am na lu ñuy xëccoo te bokkuñu position dañ war a toog régler problème santé bi définitivement parce que suñ ko réglé wul la ma waxoon ci étudiants yi d'accord ñu nekk ci santé bi s'ils ne sont pas satisfaits très bien nañuy def ëllëg mooy dañuy sanctionner pouvoir bi parce que 2019 bu la pouvoir bi digoon ay mbir ci diiru ay at la nga waroon def defuloo ko danaan man 2019 bii su ma ko falee su pare na ci
du problème central. mais li tax mu paradoxal ça c'est parce que dañ ne woon année bi année sociale. année boo xamante ne kenn du jàmbat fen du metti léppay sedd guy te am na ko ma doon waxal démb mu ne ma Sénégal mu ngi avancé bés bi ministre yi di feebar di dugg ci suñu hôpital yi di ci faju seen doom yi di fi jàngee di am bac ba pare toog fi di fi jàngee mu ne ma yooyu mooy loolu dinañu jox ne que ne Sénégal avancé na mais aujourd'hui est-ce que jàppoo ne que ne gagner au péril bokk na ci lu indi lii yëpp mu indi pëccoxoo ku ci ne taxaw sa xeer di jéem a defar sa base di jéem a gagner le maximum possible pour mun a am taxawaay bu am solo ci biir gouvernement xam nga dafa mel ni fan yi nga seetlu président am na benn livre bu ñu tijji woon di wax ci bilan dafa wax ni dafa bëgg ñi ànd ak moom ñu jàppale ko ci wàllu communication dimbali ko man ci li ma jàpp moom en tant que njiit bi ñu nekk opposition ci la gënoon a metti amuñoon moyens yi xeexal nañ ko ñu jàpp ba ci pax bi mu nekkoon ñu génne ko ci pax bi teg ko ci kaw moo war a xoolaat li waroon mu nekkoon ci jafe-jafe ñu génne ko foofu teg ko ci kaw te pouvoir yu ñu amoon tey am nañ pouvoir bu ëpp lool am nañu lépp ba pare am problème d'accord ça veut dire que li ko wër si wàllu communication li ko wër ci ñi nga xam ne ñoom na confier ay responsabilités tey dañuy fay ko ay millions am ay avantages seen kër yi nañu dendal sax du leen dimbali am tey problème bi mooy bastion yi président gagné woon bu ñu xoolee le cas de la région de Dakar d'accord muy Pikine di Guédiawaye di Grand Yoff di Parcelles foofu yëpp bomb la te nee naa ni bu gañewul Parcelles gañewul Grand Yoff mu am jafe-jafe Guédiawaye am jafe-jafe Pikine am jafe-jafe Touba am jafe-jafe Ziguinchor am Thiès loolu leneen la na waxaat mu wax ak ñi mu war a waxal parce que président bu waxul ak ñi mu war a waxal day am jafe-jafe nañu bàyyi tëj président bi ñi mu doon àndal démb ñi si ëpp waxatul ak ñoom d'accord même bu nekkee ñeeñi dañu am ay position ci wàllu état na président bi keroog nee naa ko bàyyil jël les coordinateurs des sous-coalitions sama nijaay ñoo fa nekk waaye ñoom kenn ku si nekk muy Benno ak Tanor am na ñu nekk si biir dañu mer très bien te yeneen i candidat ñoo ngi wax ak ñoom très bien léegi yeneen sous-coalition yëpp ba coalition moom bi mu moomal boppam d'accord doomu réew mi man fa laa nekk mais am na ay candidats déclarés yuy ñëw di wax ak ay nit ñoo xam ni tey ñoo ngi ànd ak président bi te président bi ñooñu def na ñenn ñi ñaari at ñenn ñi ñetti at ñenn ñi at bii passé bi ñuy def élection législative dajale na ñëpp wax leen ni fii ak weer dinaa wax ak ñoom def na at ak ñaari weer waxul ak ñoom ñooñu tey ñoo ngi wax ak yeneen candidat moo tax biñ ñu woy na ma d'enfant noppit bul wax ci wax nee naa man c'est-à-dire que du ma ànd ak Macky Sall dékku balu fetal xeex ñu wax demoon ci Sénégal yi wax ak ñoom tey ña nga xam ne ñoo daanaloon président Abdoulaye Wade ñu jëloon waxoon ak policier ñu jël lacrymogène sànni ko ci zawiya yi ñi nga xam ne dana wax suñu daanoo dañ ñu tëj ñun ñëpp ci kaso bi ñi nga xam ne ñoo waxoon président Abdoulaye Wade nekkal posé wul sa troisième candidature sa doom Karim Wade moo gën a muus Sénégal ñooñu tey ñoo wër président bi di ko wax ne ko da ngay def mandat kenn aayul képp ko wax ñu ne dàqal diw te ñooñu dàq ñëpp mooy ses compagnons ñeen ñi nga xam dañ fa nekk ci biir waaw léegi bàyyi ñu dugg ci waxtaan bi comme ça di nga gën a yaatal incha allah di nga ñu wax parce que tàmbale ngaa tàng waaye bu Modou Mbacké tàngee de waaw Modou Mbacké Modou Mbacké commencé na tàng ma ne ko boo tàngee nag xaw ma ndax dina baax ci moom dana doy waar de dana métti de très bien kon ñu dugg ci waxtaan bi loi sur le parrainage président Macky Sall recule et saisit l'Assemblée nationale ñu nar cee waxtaan ak monsieur Ansoumana Danfa muy responsable politique di membre Benno Bokk Yaakaar di secrétaire général Mak Authentique Modou Mbacké voilà Nicolas daanaka sax moom commencé na dugg ci mbir dëgg-dëgg Ansoumana Danfa li xew ni 19 avril 2018 quelques mois après loi beeg li gënoon ay alkaatim tiré lacrymogène dàq nit ñi jàpp ñenn ñi te ñu ni kat ñu ngi koy retiré loolu de xanaa moom noo koy jàngate gàcce xanaa wala waaw man lenn laa ciy wax mooy la ma fa ma daane la woon fa lay ñëwaat loi parrainage bi bari na ñu nekk dans le Benno Bokk Yaakaar président bi waxu ci ak kenn loolu problème la bon
loolu problème bu mag a mag la. président Sall jël na loi bi. loi bi man liggéey naa ci loi bi. liggéey bi mu ci liggéey mooy bu xale yi taal ndax ñi ma jàpp ni dinañ taal guddi gi wax naa ak ñu bari. ñoom xam nañ loolu. am na ay kilifa yoo xam ne ñoo ngi ci biir bennoo dañ naroon dem ànd ji ak opposition bi xeex ak nguur gi ñu ci ëpp dem naa wax ak ñoom ñu toog seen kër. dafa mel ni le cas de Y'en a marre. dama ni président bi muy ut nguur gi man maa ko yóbbu mu dugg wax ak ñoom. yow mi man mii. ñawaruloon fekkee waxtaan bi maa ngi génnee ci biti na ko waxal ak ñoom su ñu demee bay jël yenn loi yi xale yi mer nañ wax ak ñoom. ñu xool lan moo waral loolu. parce que ñoom bañuñu ko. am na ñu nekk biir M23 ñu ne bañuñu président bi mais na wax ak ñun te ñooñu ay raqam lañu. ñooñu ñun politiciens yi ñu bëggee réew mi. ñoo lañu bëggee réew mi. parce que waaye Y'en a marre ñenn ñi la ñu daj 2012 man mi dajuma ko. ñi ëpp ci ñi wër tey président dajuñu loolu. loi parrainage bi. kon waxu Moussa Cissé Lo day dellu si waat li tax mu dellu si waat li tax loolu ñëw mooy. dañu ne nañu wax waxu présidentiel rek la ñuy laxas si loi bi. mais dafa am yeneen i politiciens yu am yeneen ambition bugg a galgal ñeneen. ñu ni loi parrainage bi nañ ci dugal législative yii di ñëwi. nañ ci dugal local yii di ñëwi. mais loolu suñ ko si dugalee yow boo dëkkee Pikine nga jàpp ni maire bi dëkk ak yow ëllëg ñu ànd ak bennoo te yow maire bi jàpp nga ne liggéeyul. ñu ne mooy nekk coordinateur la mooy defal liste yi mooy xool ñam ciy dugal. mu def ñi amul mbooloo wala amoo tant de signature yow doo ci nekk boo boobaa xeex bi léegi lay commencé ña bëgg nekk maire ñëpp dañuy jaamarlu ak président bi léegi-léegi léegi président nag ci la comprendre parce que am na ñoo xam ne d'accord ñu te nee naa ko li mu war a def mooy li président dañ ko bëgg tëj boo xam ni arrangé wu ko moom mooy dañuy dajale coordinateur sous coalition yi Tanor Dieng mooy ñoo toog Niass ñoo toog Maître Ousmane Seye ñoo toog coordinateur yi ñoo toog ñooy waxtaan président chaque 15 jours wala chaque weer. ñi nekk seen ginnaaw te na coalition yi doxee seen biir ànduñu si. ñu nëbbu ñooñu président bi duñu wax président bi li nga xam ne moom moo nekk. nee naa président li mu war a def mooy bu bëggee nit ñi mu xam problème dëkk bi. parce que ñooñu dañ koy wax problème dëkk bi problème éducation bi ban problème santé bi ban problème noo am. na dajale sous coalition yi mu dajale ay nitam lañu. waxtaan ak ñoom parce que da daan waxtaan ak ñoom. voilà en ce moment tey toog ñu àggale foofu ak ñoom benn question yu dem foofu dafa am lu ma jaaxal président Sall bi ndikkee au pouvoir ak léegi ca nga àndoon ak moom ku la xam-xam ni avant 2012 yaa ngi ànd ak président Macky Sall ma gis ni dafa mel du waxtaan bi mu jël carte d'identité biométrique yi ñëpp dañu ko woon xaju fi. forcé dem le temps était très court. gis nga li xew. ah législative jamonoy nawet bi ñëpp dañu ko woon lii. baaxul mu def ko nga li xew encore tey parrainage dafa forcé woon def ko alkaati yi génn ci mbedd mi ku wax ñu jàpp nguufaan def ci acca yóbbu fale tey lii bu amee ak ki la faute moom la dafa mel ni kon lu day làmbatu xamul fi mu te tànkam tâtonnement lay doxee wala lu xew exactement waaw non président yàlla def na am na expérience ci wàllu gérer état dama la wax sànq ni na gën a tijji buntam na bañ ñu tëj ko Abdou Diouf loolu ko daanaloon mu ne xaw ma woon ni dañuy jaay. mbuusu café. Alaaji waxoon na ko fi bàkki dem. Abdoulaye Wade dafa 25 muy xamu ko. Abdoulaye Wade dañ ko tëjoon. mais nag c'était l'homme de 10 ans. président Macky Sall am na yeneen canaux yu muy jëli yeneen information mais sur le plan politique bu ñu ko tëj. ndax sànq da ngeen wax léegi ni gis nañu Moustapha Cissé Lo am nu fu mu waxee. wax ni 75% Youssou Ndour moo ko njëkk a wax. waaw am wax ni 75% si nit ñi àndoon ak moom. waaw mer nañu. dëgg la bu ñu jël site yi di ko wax waxtu ñaaw. moom président bi nga xam ni ba mu méttee ñi ëpp ci ñoo waroon. y compris d'enfants ba koy Moustapha Cissé Lo di xeexal. man xeexalu ma ko woon ñi ëpp ci ñooñu xeexaluñu. dëgg la na déglu mu xam problème fan la nekk. Moustapha Cissé Lo day wax ak waa APR de source maanaam ñi nga xam ni ñoo sonnaloon ak président te tamit moo ngi leen di dimbali. moo ngi leen di dimbali. kon ñooñu ñoo ngi koy wax seen mbëbët ñi mu question yi mu posé. lu jar a posé la te ñëpp ko posé suñ ko ko waxee. ñi ko wër ñëpp ñoo ngi koy posé suñ ko ko waxul ñi ko jege ñëpp ñoo ngi koy posé. ñoo ngi jàpp ni. transhumance yi nga xam ni tey ñooy doon digal Ablaye Wade ba mu daanu ñoom ñoo ko wër.
wax na te dëgg la. Souleymane Ndéné demaluñu fenn. il était directeur de campagne de Wade. Wade du daanu. en 2012 waay. am na ay cadres yu nekk dans Macky 2012. yu nekk APR yoo xam ne tey position boobu yelloo nañ ko. ay Abdou Fall fu ñu demal. Awa Ndiaye fu ñu demal. bari nañu. liste bi Ousmane Ngom. mais bul fàtte ne ñooñu tamit jot na. président mais oui ma d'enfant waaw bu def nii waaw bu def nii tam ne bu ma tànqam lu. il faut que tontu ay questions. léeg-léeg bu baax. mais bul fàtte ne ñooñu jot na collaborer ak ñoom aussi liggéey na ak ñoom ci jamonoy parti démocratique sénégalais peut-être am nañu benn franchise wala benn am na lu dox seen diggante loo xamante ne bi mu jotee nguur jàpp na ne war nañu mën a nekk ci wetam gis nga politique lu ci mel ni kii bi ancien ministre de la santé bi nga wax non gis nga politique dafa am yoon d'accord loolu mooy yoon bi yoon bi mooy da ngay uti gagné ñi nga amal ba nga gagné nga nekk ak ñoom parce que ba muy ñëw sa kër am na la moo wax kii man maa ko fekkee ki la ko mën a rappeler mooy ki fekkee waxtaan ba muy dem si Sénégal yi di porter yoonu yokkute àndul ak ñooñu ñëpp ñooñu bu ñu sañoon kañ nekkoon seen candidat moom mooy gagné moo tax it tey ba mu leen joxee kenn waxu si dañu jël pouvoir bi jël moyens yi toog défendre ñu ko demuñu fenn ay nitam tamit yu ànd ak moom toog. Abdou Fall daf fi ñëw non daf fi ñëw xam naa. mais mu ngi génn di défendre projet PSC bi di défendre doxalinu président Macky Sall aussi. gis nga oui gis nga président moo waxoon ni. waaw li mu waxoon laay wax. suñu gañee ñi nga xam ne ñoo ànd ak man ñoom laay gouverner ñeneen ñu ñëw nañ topp ci ginnaaw. te boo demee Thiès am na ñoo xam ni président fu mu ànd ak ñoom ñoo doon ànd ak ñoom. ñu dékku bali fetal ñu tëj ñenn ñi dóor ñenn ñi am na ñoo xam ni bi ñuy ñëw sax ci émission yi président doon def ay bekk lañu indi woon. mais est-ce que compétence ñoo ànd ci compétence bu ma nga non ñooñu tey jàng bi Abdou Fall jàng nañ ko. c'est vrai poste ministre. doo judd rek. expérience yi tamit bokkuñu. nga nekk ko. tey am na ñoo xam amoon nañ expérience ci wàllu gestion. bokk na ci ñu daaneloon président Abdoulaye Wade bokk na ci ñi nga xam ñoo daaneloon président Abdou Diouf. wàllu wi mooy Abdoulaye Wade bi mu ñëwee au pouvoir ñi mu àndaloon dafa Abdou Fall c'est vrai su Diouf amoon na lu mu yoroon mais ñi ëpp y compris président Macky Sall boobu mosuloo nekk directeur fenn mu fexe ba defar ay nitam yenn xale yi nga xam dañ ko waroon ay ñoom Modou Diagne Fada ay ñoom Moussa Sy ak ñeneen ak ñeneen. mu fexe ba neen ñee yéen dem na ngeen jàngi. loolu ñun tey. am nañ boobu déficit c'est-à-dire que ça c'est vrai aussi loolu lu ñu jàppoon ni lu ñu réglé la mais tey yaakaar naa te jàpp naa ni affaire bi rëccagul d'accord dellu ginnaaw mënut a ñàkk d'accord non jàpp naa ni parce que démb ñoo ngi waxtaan nee naa leen ni waaw si sa loolu li mu wax nañ ci bàyyi xel. très bien léegi dafa am benn actualité bu Mouhamed bëgg a indi ci wàllum parrainage bi ñuy waxtaanee nii parce que dafa urgent Macky Sall retire la loi électorale sur le parrainage. Voilà, donc précision sax la ci Yérim Post def parce que d'après li nga xam ni moom la ñu article bi jox nee na dafa am benn commission paritaire bu nekk di liggéey ci loolu et que commission bi pareegul liggéeyam donc dañ koy retirer foofu Yérim Post wax ni itam gouvernement bi yónnee na benn lettre président au parlement bi à savoir donc le président de l'Assemblée nationale pour que ñu retirer loolu en attendant que liggéey boobu di pare information boobu nag bi mu ñëwee Nicolas Yérim Post moo ko andi mais yemul foofu de l'autre côté on a eu la réaction de Yakham Mbaye ministre conseiller ni nga mooy diriger le Soleil moom nee na andi na ci ay leeral ah dément et précise voilà donc dafa démentir li nga xam ni mooy information bi mais préciser ne li nga xam ni mooy loi bi institué code électoral bi jëm ci wàllum parrainage bi boobu la ñuy retirer parce que dafa am effectivement des travaux yoo xam ni dañ ko cee war a def te travaux yooyu antoogul et que li nga xam ni mooy amendement yi ci opposition bi andi il faut que ñu mun ko considérer pour mun ko dugal ci li nga xam ni noonu la ñuy configurer loi électorale boobu pour que ñu mën a soog a jàllale li nga xam ni mooy parrainage bi donc loolu itam dafay permettre ñu mën a recadrer le débat mën ko recentrer autour de modification ak précision yooyu nga xam ni ñoom def nañ ko si pour que sénégalais yi gën a mën a comprendre que il ne s'agit pas d'un recul de la part du président mais que dans le cadre de la concertation dañuy dem également mën a saytu li nga xam ni moom la opposition bi wax jëm ci wàllum parrainage. Très bien donc yaa xam Codou Ndéné Mbaye mu
c'est totalement faux de dire que la loi constitutionnelle sur le parrainage a été retirée. Elle a été votée, promulguée et publiée dans le journal officiel. C'est définitif, c'est plutôt le projet de loi portant modification du code électoral pour faire appliquer les modalités de la loi votée qui est retirée pour y porter les considérations de l'opposition. Deux choses différentes. Wow. Mais lu mën a nekk ndax ñoo ànd ndax bu amee loi dafay am nu ko war a doxale mooy nu koy war a doxale bu fekkee dañ ko retiré loolu lu koy tënk bu retiré loolu ngir di ko càmbar rek mooy que ni waxtaan waroon naa am lu jiitu laata loolu ba tey rek manque d'organisation am na patam-patami am na yàkkamte am na lu fi jar daw bay daanu tout à fait réew mi ñoo ko bokk dëgg la président Macky Sall bu fekkente ni bilan bi ko Sénégalais yi joxe réew mi 5 ans la waxoon am na possibilité am 7 ans war naa mën a def réalisation yoo xam day tax ba bu fu mu taxaw ñëpp mën koo fal du am problème du jar coow lu bëri mandat bi très bien donc moo amoon spécial bu amoon ci RTS 1 ñu gisoon ci ñaari ministre lu ci mel ni ministre de l'intérieur ak ministre de la justice mais mu am kàddu boo xamante ne ci ministre de la justice daf ma neex bi muy wax ne bi ñu koy laaj ne ko lu tax dugaluñ ko ci référendum bi mu ne président moo bañ moo ne bu ñu ko dugal ci référendum nañ ko ci génnee ngir waxtaan ci ba pare ak sénégalais yi laata ñuy koy voté donc loolu mu nekk lu ma neex mais bu ñu nee ba ci applicabilité bi dafa mel ni lu ci bëri jotul mën a ne. waaw c'est-à-dire que li ma waxoon rek laay waxat c'est-à-dire que président bi nay waxtaan. di gën a yaatal di wax ak ay nitam. beneen bi mooy bu mu waxtaan ak opposition bi jël coordonnateur sous coalition wax ak ñoom bàyyi nit ñi nekk ci biir boobu beneen problème la te am na beneen wax boo xam ni nit ñi ñoo ngi koy wax ci biir te damay bañ mu dugg ci pax boobu. mooy jàpp nañu ni. waxtaan bii ñoo jub si nii xam nga fan yi dafa recevoir Ablaye Baldé recevoir Modou Diagne Fada ñu dégg ñu lire ko ci presse bi ñu ni moo ngi waxtaan ak Ablaye Baldé pour jox ko chambre bi nga xam ne moom la Aminata Tall yore. politiciens yi ñoo ngi ciy waxtaan. conseil économique social et environnemental. mooy chambre bi. parce que moom dépassé na âge. léegi nag. dem na retraite. léegi nag lii problème bi mooy. lii problème bi mooy buñ ko def buntu waxtaan pour jox leen dara. pour ragalante ginnaaw pour ñu jox leen dara pour jàpp ni ñoom dañuy ñëw ànd ak moom pour 2019 parce que si solo dafa cax président bi. comme quoi. lam ko caxee mooy xam nañu ni moo ngi wax ak ñoom war na waxtaan ak ñoom ci wàllu kuréelu réew mi war na waxtaan ak ñoom su bëggee ñooñ ñi jàppale ko pour 2012 waaye la may ragal mooy mu waxtaan ak ñooñ bàyyi ay nitam te nitam yooyu mu bàyyi ña soxla nekk candidat ñoo ngi wax ak ay nitam ci biir këram Idrissa Seck moo ngi wax ay nitu Macky Sall yi nekk ci biir kër Macky Sall Cheikh Hadjibou Soumaré moo ngi koy def Malick Gakou moo ngi koy def yeneen Ousmane Sonko moo ngi koy def kon président na woo nit ñi ñi wax ko li nekk ci biir këram balaa li daanoon Ablaye Wade lii la moom Macky Sall dafa génnoon dem Idrissa Seck génn dem Aminata Tall ak ñeneen génn dem parce que dañoo jàpp ni transhumants yi dañoo ñëw jël seen position ñëw ñu gedd dem defi leneen. d'accord na xool këram. d'accord nañ bàyyi ne ko. diw de. wax na la dëgg dàq ko. d'accord dalaa bañ. day wax ak ñeneen. dalaa yëpp. te ñu koy wax. il est pas digne de confiance. mënuñu ko indil ñaari nit. très bien duñ ko défendre. amuñu mbooloo. duñ ko xeexal. kon. li mu koy wax rek mooy nit ñi mu àndaloon démb. d'accord Alioune Badara Cissé président na wax ak moom. Mbaye Ndiaye président nay wax ak moom. Cissé Lo président nay wax ak moom. Ablaye Ndour Daesh bi mu dàq fan yii nay waxtaan ak moom. mais ñu ngi wax ne ba léegi mu ngi ci bureau ba ñu ngi wax ne mu ngi ci cabinet bi ba tey mais demul quoi waaw dañuy wax dàq nii rek ci kaw mais ci suuf. mu ngi non président mu ngi ca présidence ba léegi. non ku mu dàq na la bu la dàqee tamit. nga nekk Daesh. mu ngi ca cabinet bi ba léegi. mais doo génn noonu mais mun na la dàq Daesh. waaw
nga nekk ci cabinet am fa moom laay wax nii waaw ginnaaw mu ngi koy gis fomp table waaw d'accord très bien merci monsieur Danfa dinañ ci dellu si léegi nii très rapidement nga wax ñu loi parrainage yow ban jàngat nga ci am jàpp nga ne lu mën a lu soxali Sénégal la wala c'est une façon d'éliminer les candidats comme ni ko gars yi di wax. non pas trop juridique. boobu politiciens les vrais politiciens mën nañ ci waxtaan. non mais parrainage nii rek quoi ni ñu koy déggee nii rek. ci basique bi xam nga du fait que neenu président mi ngi koy retiré. ci li ñu waxagum gëmaguma ni. parce que lu ñu dem ba assemblée ba kii ko à l'assemblée ba pare. di delluwaat di ko retiré gëmaguma ko. d'accord très bien gëmaguma loolu. d'accord Alaaji Sall dem naa kër ki benn kilifa bu mag boo xamante ne bokk na ci APR mu ñuy waxtaan mu ne ma lii Danfa daane léegi la wax mu ne président li mu war a def mooy yëkkati téléphone am. di woo gars yi benn par benn di la wax ñëwal ñu toog ñu waxtaan. moo xam opposition nga nekk moo xam ci biir pouvoir nga nekk moo xam ci biir APR nga bokk c'est-à-dire parce que chaleur bii di dégager entre man ak Modou Mbacké rek ñu toog di waxtaan. chaleur boobu leneen la. donc dialogue boobu ñuy tàmm di wax dialogue non mu ne dialogue bi li mu war a doon mooy woo jël téléphone am. yëkkati woo kenn par kenn. ku ci nekk nga jagleel ko rendez-vous ngeen toog ngeen waxtaan. entre ay patriotes entre ay nit yu bëgg. waaw dafa am solo xam nga ñun yàgguñ ci métier mi. 12 ans 13 ans. d'accord mais ñi falu. 2012 dañuy cee fekk 5 ans moom lu ñuy wax. bu nekkee da nga def 13 ans ne yàggul kon kii def juróomi at xaw ma lu muy wax ba tey waaw. li mu bëgg a wax mooy. Ansoumana Danfa mi yaakaar naa xamoon naa ko avant 2012. d'accord daf ci am ñun en tant que journaliste dañ daan liggéey ak ñoom dana daan woo tout le temps nga leen di invité nga leen di war leen invité. waaye ba nu amee poste bu leen président Macky Sall fal la ñuy changer seen téléphone. d'accord yow da ngay bëgg a am information sax ci seen liggéey. doo leen jot su ma déggee bu baax am na ñu bëri ñoo xam ne yaa ngi bëgg a jokkoo ak ñoom mu yomboon lool waaye jamono yi dafa jafe. bu nekkee opposition. mbaa ñuy wut poste. waaw foo leen wooyee. mbaa sax ñu lay woo. d'accord ku ci am poste. li may faral di wax kuñ ci invité jàppal ni sa jëmm taxul. mais lan la dénk ngir réew yi moo tax. d'accord xam nga des fois gars yi ni jaawale. poste bi ak seen jëmm. bien sûr. yàlla xam na ko bu koy fee loolu moo feeñ ba ci kaw. dëgg la li Ansoumana mi di jooy. noonu président Macky Sall demee ba ci kaw gars yi aj ko ba ci kaw. mu toog ci kaw di séntu suuf naan gars yi aloo ci lu ngeen nekk. daa war di leen xool parce que ba muy metti ñii ñoo fi nekkoon. très bien léegi ñu bàyyi Alaaji Sall wax ci jàngatam ci situation bi nga xamante ne indiwaat nañ ko ci wàllum parrainage. da nga ciy jàngat ñett Serigne Saliou Mbacké dafa am lu mu waxoon. mu ne. dañu taalibe yi damay ànd ak yéen. ndeysaan wax ju rëy ja bu ngeen ma rawee. ma daw fekk si leen. bu ma leen jiitoo nekk leen. ma taxaw xaar leen. ñu ànd rek. Kocc Barma dafa footoon ñeenti jubb. bi ci kanam mu ni mag mën naa bàyyi cim réew. buur du mbokk. doomu jiit la du doom. jigéen soppal te bul woon. gis nga lépp loo xam ni mag ñi waxoon nañ ko rek boo dee xool jamono dafay ñëwaat. buur du mbokk bi mooy li nga wax nii. gars yi ñoo la daan woo Modou Mbacké invité ma. léegi falu nanu def nañ seen bopp buur. dafatul la mbokk. njuumte la. bu mag bu rëy sax. loolu c'est très dangereux. parce que dañuy demaat ba benn moment ñoom ñoo lay soxlawaat. xanaa xamoon ni ñi nekkoon ci opposition démb tey ñoo nekk pouvoir. pourtant carte gi mën na dëppaat. parce que bu ñu dawee ba sës ci miir bi ñi nekkoon ci ginnaaw ñooy nekk ci kanam. àddina noonu la àdduna noonu lay dox. c'est une boule qui tourne. léegi nag li Danfa wax président ci boppam moo war a jël téléphone am na ñoo xam ni tey man ak yow tey man Nicolas lu ñu am problème su ma la Nico booy soxla naa la ñëwal. mais da ngay ñëw. bañ a ñëw. président am na ñoo xam noonu la mel ak ñoom. sànq Danfa maa ngi wax. te c'est le président du Sénégal ku mu soxla moom da ngay ñëw. ku mu jox la da ngay ñëw. bu ñëwee ni la mais yow booy lan lay war nga maa seetaan booy affaire bi demee nii ngay seetaan te nga mën lii may daanu liggéey. waaye bul fontu waay da ngay ree ni mooy ma dem defi ko parce que da ngay xam ne lii am na lu ko fondé avant vie. dëgg la moo tax dans la vie il faut être modeste. muy président bi muy kum mënti doon. nit da ngay wàcce sa bopp. te gis nga buur njiit lan moo koy dimbali. mu wàcce boppam bu wàccee boppam ba tolloog askanam rek askanam dañuy mën a yem ak moom. te lu tere dinañ ko jox grade bi. absolument waaye dinañ xam ni ki ko jox nañu suñu cër. li nga wax ni Sala. baal ma doguma la dama gis barki démb. benn post ci net bi am. le président bu Rwanda. mi ngi yor brouette. Paul Kagame. di bale. mais déggoo lu mu wax xanaa message bu fort bi. nee na Rwanda du ay extraterrestre du ay chinois du ay sénégalais ñooy ñëw. ñoom seen wàllu bopp Rwanda yi seen bopp. li ñu bëgg a wax foofu mooy. fii nii c'est très rare nga gis quelqu'un comme président Macky Sall. mais génn wàcc ci mbedd mi. modestement nii wàcc. gars yi ñoo koy déconseillé simplement parce que dafa war a am ñi la fal.
xam nan la. doo malaaka doo yàlla nit ki comme ñoom. wallaay wallaay da nga fee nekkoon ak say nawle. d'accord mu am loo wax. ñu wóol la ngir loola. même boo ca nekkut. waneel ni maa nga ca. maa nga ca rek. am naa yéene bi. dëgg la ñi la war jàppale la. mais fii te xam nga dafa am aussi lu olof Njaay di wax. gis nga bëy bu bukki bu sàngoo deru bëy. waaw bukki bu sàngoo deru bëy mooy transhumant yi. bukki bu sàngoo deru bëy lañu rek. ay bukki lañu bëy lu mais ay bukki lañu. bukki bon. mooy di d'enfant di wax. président ci boobu moo war a ubbi bëtam xool Sénégal réewul. xamante nañu suñu biir 2012 ak 2018 yàggul changement xaju fi soppeeku xaju fi fàtte xaju fi te moom xam ne la ko faloon 2012 rek moo ko mën a falaat 2019 donc outil yow amoon 2012 na ko génn waa jàngi ko nammaat ko àndaat ak ñoom sama papa daan na wax gor su ne da ngay rus ñu la ànd sa xaritu daaw nga nakk-nakkal dëgg la c'est sa tubay heure boo ko gisee ci sa noonu sab xarit sa tuuti. déggoo ma de. moo tax dañ cee war a maanu dañ cee war a xoolaat bu. sa tubay. waaw nga dox ba yàgg gis nga sol ko sa tubay noonu. sab xarit setu ci wala koo dendal setu ci. la ñu wax ba jot ci ba tubay ji def ci. bilaay sa bilaay génnoo ci. très bien loolu nag la réew mi di doxee. te réew mi dafa am noo xam ne bu ñu ko defee rek ñëpp nekk jàmm gis nga ñiy mer nii ñëpp daa am lu leen merloo rek. li leen merloo nag la Serigne Touba waxoon rek ku réeroon gindi na leen sëñ Fallou. ña xaddi woon neexal na leen. ñoom ña meroon neexal na leen woowaat na leen loolu mooy àddina président ñi nga xam dañu mer na leen woo te nekkoon na moom démb na leen wax laaj leen lu tax ngeen mer bu dee mun nañ ko jàppale ci lii ñu jàppale ko ci moo gën ñu bàyyi béy di way mbuus jërëjëf merci beaucoup Alaaji Sala Bigué Ndiaye ñu delluwaat ci monsieur Danfa ngir nga xamal ñu tuuti rek li waral nga politique ak lan moo la séduire ba nga ànd ak président Macky Sall liggéey ak moom waaw li tax mu politique man acteur culturel la moom laa jàng mooy sama métier 2009 dama àndoon ak ndam si yàlla si Demba Dia pratiquement mën naa wax ni bokkoon naa ci ñu taxoon mu politique parce que dañoo jàppoon ni politiciens yi nekkoon au Parcelles faale wuñ ko woon moom en tant que acteur culturel respecté wuñu woon man tamit en tant que acteur ñu àndoon ak li xewoon bañ naan ñoo gagné commune bi ak loolu 2010 2009 président Macky Sall ñëw tombeek ndam si yàlla si mbasuñaa gaañu génn àdduna dëgg la mu ne ma damaa bëgg nga jàppale ma moo am ñu si dox ay ñoom Mahmoud Saleh Ibrahima Sall docteur Sicap modèle ci loolu lañu àndee mu ñëw man chance bi ma am au Parcelles mooy président saa yi fa doon dugg buy politique man maa ko doon indi man maa nekkoon coordonnateur comité électoral bu Macky 2012 campagne am 2012 man maa ko yenu woon maa nekkoon patron bi te Parcelles Assainies d'accord bokkoon si ñu yoroon tamit la stratégie de Dakar nekkoon ci pôle mobilisation électorale bu ministre Mahmoud Saleh yoroon ak ministre d'État madame Badiane ñun ñoo nekkoon bokkoon si juróom-ñaari nit yi xalaat ni nañ def coalition Macky 2012 juróom-ñaari nit muy directeur Sicap bi Ibrahima Sall Maguette Ngom bu NIDA Moustapha Diagne directeur kii ak Lat Diop tey bu yore investissement ñi ngay wax yëpp dafa mel ni séddale nañ dafa mel ni ku ci ne am na lu ñu ko compal waaw mais waaye ñoom dafa mel ni féete nañ la kaw mais non ñun ñëpp ñoo ngi gisee ñoo ngi waxtaan waaw compalu bi man dafa des voilà waaw mais c'est-à-dire que li may wax rek li may wax boo déggee ma wax loolu mooy mu ci clim ba boo déggee boo compal nag la ñaagal waaw boo déggee ma wax loolu mooy boo bokkee yàlla bu la def maye chance nga bokk ci ñooñu nga gis ni ki ngeen àndaloon ñoo ngi koy jëmee ci loo xam ne baaxul ci moom da nga war a def alerte effectivement parce que mënoon naa toog def comme ñu bari di jot teraanga du dugg ci moom naan ko ni nga def noonu la ña nga xam ni ñoo koy jay ma dem comploter ak ñoom di ànd ak ñoom di comploter pour am ci teraanga bi waaye damaa jàpp ni bu daanoo day daanu mais réew mi mooy gën a ëppi jafe-jafe ndax jafe-jafe yi ñu wax mooy liñ fi wax léegi problème santé bi dañoo demoon wax ak nit ñi tey damaa jàpp ni na jéggi barrière bi na mu def ci affaire étudiants yi ba mu leen woo di wax ak ñoom daa pousse ministre bi fële. waaw mais loolu tam ban jàng nga ci am na. deux fois de suite. waaw mais ministre bi toogul. waaw mais bu nekkee xale yi. waxtaan bi bu mënee nekk
ñooñu buñ ko fekkee du jur njariñ te moom lañ fal moo bokk njaboote ñëpp mooy rendre compte mais Nicolas sa taaw nag bu jël fekkee leen dafa nekk ci kër gi matul taaw nag mais loolu mooy nga confié ko dara taaw bu matul taaw ci kër gi yow mi baay bi na nga doxal sa wàll waaw déet mais xam nga ministre bu nekkee président dafa ni fay leen wàllu mais ci kër gi boo ko dénkoon dara boo ko doxal da nga naan booy kaay taxawal bu nekkee président dafa ni chaque le 5 fay leen bourse dëgg la ñi toog ba ñuy abel étudiants yi ay weer ba ñuy génn lam la dénkoon am nga loo ca wàcc donc taaw boo ko dénkee mbir ci biir kër doxalu ko nga gis ni caat bi loo ko jox mu doxal ko da nga koy jéggi wax ak caat bi pour mu régler problème bi moo tax bi mu jëlee tey ku mel ni Omar Pène confié ko ñun tamit li ñuy ñaan étudiants yi moo dimbali ko beneen bi président bi lu mu bëgg dimbali étudiants yi na xam ne étudiants yi tam ñoo ngi commencé di solidariser ak ñi nga xam ne ñoo nekk université privée yi parce que université privée yi da leen yoreel xaalis ñu mel ni man dox naa si 2 at saa yu amee fu war a tàkk ñu dem wax ak ñoom ñu bàyyi problème yi daan am sax université ña ko doon régler c'est université privée yi lan daan jógee dem di régler di wax ak waa université pour ñu bàyyi coow donc tey problème am na nañu xool te état bi dafa jëloon engagement ñu doon jël engagement wax leen ni telle date dina leen fay temps date boobu jot na ba tey def na presque 9 weer fay ñu leen ñu dégg ñu ni étudiants yi nekk ci université publique yi jox nañ leen ba yokk na leen ndàmpaay ñoom ñi nekk fee te ñu amal leen bor fay ñu leen mais ñoom tamit dañuy daal di jërëjëf merci beaucoup monsieur Ansoumana Danfa muy responsable politique di membre Benno Bokk Yaakaar secrétaire général MAC authentique ñu nekk di waxtaanee lu jëm ci loi sur le parrainage président Macky Sall recule et saisit l'Assemblée nationale dégg ngeen fi ñaari actualité yu am solo yi nga xamante ne Mohamed Thiam fësal nañu ko grâce à l'actualité de l'internet appelée Actubuzz li ci gënoon a fës ñu demoon ci Prodac le carnage financier de Mame Mbaye Niang débusqué par IGF d'après Dakar Matin ñu àndoon ak ñaareelu actualité bi mu nekkoon urgence le président Macky Sall retire la loi électorale sur le parrainage donc gis ngeen loolu loonu yëpp mu nekkoon li nga xamante ne ndax ni ñu koy waxee rek lépp loo xamante ne yitteel na leen yéen askan bi ci loolu la ñuy waxtaanee ci loolu la ñuy dox saa su ne ba tax na on se retrouve tout de suite après cette page de pub bu ko defee ñu gën a yaatal ndax Mame Diarra Pone Fashion mu ngi fii ci chronique si lañ bokk ci lañ ñëpp bokk mu indi lu am solo waaye tamit di ànd ak amicale des femmes de l'hôpital Dantec nga xamante ne ñu ngi amal seen journée bu am solo mu jëm ci conférence religieuse pour la 8e édition foofu lañ koy war a defee ci fi nga xamante ne moom mooy maison de la culture du Tassek on se retrouve tout de suite après cette page de pub. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Russie 2018, mesdames, messieurs, la DTV vous fera vivre l'événement à travers le journal du mondial. Le JDM, c'est tous les jours à partir de 22h45. Des réactions, des analyses, des commentaires, c'est tout sur le mondial Russie 2018. Bokki, lépp ngeen di am lu xew ci mondial bi ci seen journal du mondial du JDM di ngeen am lépp li nga xamante ne moo xew ci Russie Coupe du monde Russie 2018 ci DTV. Très bien donc ñu dellu si waat ci ñaareelu pàcc bi nga xamante ne moom lañ leen jagleel ci toi-même tu sais donc di sant di gërëm bu baax ñi nga xamante ne boobu ba tey ñu ngi bàyyi xel di ñu seetaan di ci jëlee njëriñ et puis gis ci seen bopp bu baax waaye di fàttali ne hôpital Dantec ñu ngi fii représenté par madame Gadiaga muy ne soxna Khady Gueye ànd ak aussi vice-présidente muy soxna madame Ba muy Nana Diop waaye di leen fàttali ne at bu jot Alaaji Sall Bigué moom moo yàgg di nekk seen micro central ginnaaw mu doon liggéey
liggéey sax foofu ca Dantec waaye def yëfu géewal rek dafa daw nga ne dafa daw. ma xam nga moom maintenance la nekk. maintenance waaw comme menuisier. waaw mais bu mu màggee géewal ñoom lu ñu liggéey bu ñu màggee tuuti rek dem seen yëf. def yëfu géewal dem def yëfu géewal. moom la de waaw moo tax waaye nag bokk na ci géewal yi am métier. macha allah waaw macha allah di géewal bu am ngor na. waaw bu am ngor. sëñ Habib si daf ko xool ba seppale ko ne ko wute nga ak géewal yu bare. dëgg la. li tax mu seetlu ko bokk moom la. moo tax ñu koy duppee le communicateur des médias déedéet nit ku dal la macha dëgg la nit ku dal la dëgg la Alaaji Sala bi gi Njaay mu nekk soppewu ñu bëree rawti ci dolli man man mi man moom bëgguma ko bokk kenn Alaaji Sala bi gi Njaay léeg-léeg moo ko yuuxu ci noppi téléphone léegi moo xam nga nit lu mu la may ci cëram aussi da nga ko koy wax léeg-léeg ma woo ko moom du ma ko muñal dëgg la moom bu ñu paree nii bu amee loo xam ni sant naa ko su ma demee kër gi dama koy woo ni ko li ma gis tey lan la et puis mu expliqué ma su ma ko ne lii moo baax lii bu ko defee lii mu ma ok grand amul benn problème te loolu vraiment dëgg la bu ko neexoon du ko ci fekk nag dëgg la mais cër la bu ma jox voilà ku la njëkk ci vraiment xale yu baax fi ngay toogee xale yu moom mii nag li may wax tal artiste la Dantec ñooñ ñoo ma xam ñooñu ba fa demoon sax di wax ay Saali Bigué ñoom Ibou Ndiaye la ñu xam. mais dama leen ci benn anecdote li tax ma bàyyi. dañuy fay bi dara yéex. te ñun géwél dina bëgg xaalis. benn jour ma ñëw ni Diop suñu caissier ba. Diop ma daal damay bàyyi mënul tax ma ne ko ñun géwél xamuñu lii. ñun dañoo war di am xaalis chaque jour. mais c'est vrai ah. dëgg la daal sa paiement bi di yéex daal. très bien ma daal bàyyi rek ma bàyyi. macha allah macha allah li laa moo tax mu jege daal. bu ko defee nag dañu ànd ak waa Dantec donc moom mu ngi nii teew waaye man nataal bi du ma ko commenté dama bëgg ngeen xoolal ko seen bopp Ibrahima dama bëgg nga won lii Ismaël bu ko defee Ismaël woon ko waa àddina wërngal këpp ndax c'est un message fort c'est un message très fort voilà voilà mun nga ko gën a zoomé waat tuuti rek parce que jëmm yi yee tax waaw jëmm yi waaw si bi Maxtaar Thiandoum ak sëñ Abdou Aziz waaw Al Amin amical des artistes de Dantec donc lii day gën a dëggal le Sénégal bi ñu nekk amul xaaj ak seen benn réew la boo xamante ne pencoo lañ ciy gën a lañ ciy xaar du pàccoo lañ ciy xaar donc mu nekk lu am solo donc gis nañu kilifa diine yi booloo bi ñu booloo ndax dañuy nekk mbokk d'abord laata ñuy diine bi di leen di boole tey nag yéen ngeen di waajal seen 8e édition muy suba le 8 juin 2018 foofu sa maison de la culture Douta Seck donc ma bëggoon rek ñu delluwaat tuuti ci historique ci association bi na ma juddoo ak la ko tax a jug dëgg-dëgg lan mooy ay jéegoom yi nga xamante ne mu ngi koy def foofu ci hôpital ba waaye tamit askan bi di ci gis boppam d'accord fa tabarakallah Nicolas association bi di ko tax a juddu ku ñuy wax Serigne Habib si bu sëñ Mansour ci la bokk macha allah ndax dama dem këram mu ni ma yow diryanke bi ngay jaay du dëgg ci yow pas mal d'hôpitaux dama fay dem ñuy def ko lu tax yéen du ngeen def ma ne ko hôpital Dantec dafa naqadee gérer mu ni moom ne defal bu dee fukki doomu aadama sax man dinaa la gunge fa tabarakallahu ñu amoon nag directeur bu baax bu ñuy wax Cheikh Tako mu ñëw fa ak Habib si ñu daal di door projet bi ñu commencé ko macha allah noonu daal la commencé fa tabarakallahu ba mujj ñu dem ba ci biir nag xale yu jigéen ñi ne dañ ci bëgg une amicale ñu defaale ci amicale bi daal di koy boole moom association bi teqalewu leen benn la di cotiser nag chaque fin du mois fa tabarakallahu ba ñu commencé nag ba léegi seen ay action en général suñu action macha allah chaque année am nañu jàkka ca biir hôpital ba dinañ leen jox basang ak lépp lu aaju ci jàkka il y a des enfants atteints de malades de cancer yu nekk pédiatrie chaque année dinañ leen jox foofu ñëw naa fa ànd ak waa No Stress Land mangoog dinañ leen jox donc il y a des femmes aussi suñu moroomu jigéen ñu hospitalisé en cancérologie ñoom it cancer du sein ak col de l'utérus dañ leen fay dimbali macha allah loolu daal dinañ koy def ci action yi rafet bu njëkk ba aussi daawoon nañu invité les handicapés jour conférence ba jox leen fa ay yére ak vivre daal macha allah seen ambassadrice la ngi nii seen ambassadrice rax ci doole nag social bi gën a mag muy bayti lay xaraam xam nga kuy liggéey ñu bare seen salaire mënul dajale paasu màkka waa ñi nga ñëw ni benn nit ñëwal tey yaa war a dem màkka loolu social gënu ko rëy dafa tabaarakallaahu nag
ñu ngi ñu ciy dimbale ku mel na suñuy directrice ba di madame Aïssatou Sy Ndiaye mi ngi ñu ciy dimbale fa tabarakallah at mu nekk dina yóbbu ñaari nit màkk te suñu conférence bi daf ciy jàpp ba mu bare doole du ñu fàtte aussi Cheikh Tako moo doon le premier de bu fa nekk moo ko jëkkee c'est lui-même le président d'honneur moo leen jig sax voilà c'est le président d'honneur moo leen jig sax dëgg la yaa ngi wax Makkatal Mukarram sama xel di dem ci Alaaji Saala bi ñaay na xam ne ren dina delluwaat foofu ca bërëb bu tedd boobu noonu loolu dinañ ko utal bésu boppam bu ko defee ñu waxtaanee day yóbbaale kan man maay bañ fu ñu nayoon yóbbu Ismaël man maay bañ très bien madame Diop ma bëggoon ñu ñëw ci programme bi parce que wax na tuuti ci historique bi fi ngeen jaar ba taxawal yëf yi jéego yi nga xamante ne amaanaka mënul ñàkk yaa ngeen koy def mais bu ñu waxtaanee ci programmation bi ndax bés bi dafa nekk bés bu mag boo xamante ne àddina ñu bëri miin nañ ko ku ci mel ni Alaaji Saala ak ñeneen donc ñu bëggoon xam waxtu bi ban heure lay tàmbalee ak lan mooy programme bi. jërëjëf Nicolas. waxtu bi mise en place bi 10 heures la. 10 heures la ñuy tàmbali. bu ñu commencé chants religieux yi. ba ñu julli tisbaar ba pare. sëñ Habib commencé conférence bi. su commencé conférence bi tamit am na exposé buñ ci war a def. waaw exposé boobu tamit chaque année dañ koy def. exposé sur le cancer. Voilà. Du sein et du col de l'utérus par le docteur Sidika. waaw chaque année dañuy ut benn médecin boo xam ne day jël benn thème yee ci nit ñi. macha allah dellu nit ñi mën ci bàyyi seen xel. suñu déggee fenn dépistage surtout suñu mbokku jigéen ñi. ñu ñëw def si ko ci. loolu ci programme bi la bokk. ren tamit dañ fa am innovation buñ ciy def parce que bëgg nañ ci def julli bi ñuy julli kii bi. voilà tasbiya bi. dañ ko ciy def tamit bokk na ci programme bi. noonu la conférence bi tëddee. dañ ci même jour bi lañ daan tirer billet yi. suñu conférencier ba pare tirer. ren yàlla dafa def ne dañuy teel a laaj quota yi. moo tax ñu tirer au niveau à la centre de l'hôpital. ñu tirer ba pare waaye programme bi noonu la daan tëddee. d'accord donc programme bi noonu lay tëddee waaye du ñàkk da nga ci yokk waaw. effectivement ñu ciy profité. ndax fa tabarakallah dafa am ñu fa nekkoon ak ñun daaw ren nekkuñu fi. yàlla jël leen. te dinañ leen mës a fekk ñu ñaan yàlla yéen a yéex. te bu leen fekkee yàlla boole ñëpp xare àjjana waaw ñu ci jël koo xam ne le professeur Lamine Diouf je crois que yéen ñëpp xam na fi. xam ngeen ko moo doon sama chef de service. macha allah sama grand frère moo njëkk faatu. Lamine ñëw faatu dama meloon na ku jaxasoo looloo tax suñu conférence bi yéex sax moo tax fa tabarakallah ñu koy jaale professeur Lamine ak ñoom Pascal Anour Bassène ñi nekk ci carte bi ñëpp te nekk hôpital te jóge fi ñu ngi ñaan yàlla ni nga gis nag ci devanture carte bi waaw carte bi waaw dañuy faral di wax dialogue islamo-chrétien man leen y a pas de dialogue dañuy wax la cohabitation da ngay dugg biir kër fekk maam ji nekk chrétienne yaay ji nekk musulman doom yi ñii nekk musulman ñii nekk chrétien kon où est le problème nga gis te li ci neex ñi nekk laayeen ñi nekk xaadar ñi nekk chrétien bi day lekk ñamu musulman musulman bi di lekk ñamu chrétien bi où est le problème des fois sax ñu échanger wu yére donc moo tax ñu def la cohabitation muy ay jëmm yu am maanaa de Abdou Aziz Al Amin fa tabara yal na yàlla yokk leeram di ko ñaanal aussi Yacine Thiam lu ñëpp xam nañu ni mu meloon ak këru diine yi ak Cheikh Sidi Mokhtar sunu maam ju baax ji Mbacke Balla ñu leen di ñaanal yàlla yokk seen leer ci barke Seydina amiin yaa rabbal alamin donc à nos regrettés disparus nga def ci professeur Lamine Diouf yaa ngi ko def ci ginnaaw carte gi def madame Ndiaye Maguette Cissé def docteur Maguette Diagne Maguette Badiane ak feu madame Khady Faye qui était à la réanimation d'accord ak feu monsieur Pascal Bassène qui était à l'action sociale d'accord l'assistance sociale très bien donc ñoom ñëpp ñi leen di ñaanal sunu borom xaajale leen ci àjjana yi gën a kawe ci noonu dañuy ànd ak Mame Diarra Pouné Fashion nga xamante ne moom mooy def actualité mooy def buzz ci toi-même tu sais ndax ñëpp dañ koy namm lool ñu ànd ak Mame Diarra c'est tout de suite. très bien ma ne ko yow loo def dagan na neen ni ko dama doon nelaw kon fi nga toog nii yaa ngi jàkkaarloo ak sa papa Alaaji di nelaw waaye baax na moom it mu war ñoo yóbbu ci 16e édition conférence religieuse bu association des personnes handicapées moteur dëkk foofu ca Grand Yoff ñu nar ko def nag ca mosquée bu mag bu Grand Yoff bi dimanche inchallah 10 juin à partir de 14h ñu jëm ci wàllum solidarité ak partage ci weeru koor
effectivement Nicolas comme ni nga ko waxee tey dañuy waxtaanee solidarité ak partage jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy yooyu laago yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Grand Yoff xam nga léegi dañoo toll foo xam ne personnes handicapées yi toogatuñu rek di xaar parce que boo leen gisee ñoom ñëpp dañoo am métier dangay gis ñoo xam ne dañuy def transformation fruits et légumes ñii di def céréales locales ñii def teinture ñii di nas ay per ñii di def ay balai brosse ñii di def ay serpillère mu lay won ne ñii dañoo gëm seen bopp ba pare dooga nag léegi nag di ko partager ak société bi parce que xam nga nit tamit balaa ngaa wax kenn dimbali ma na fekk yow nga xam nuñ lay dimbalee wala nga am lu ñu lay dimbalee ndax tey bu noo ñëw si li ne ko man ne damaa bëggoon nga may ma lii mu ne la loo xam loo am nga ne ko aw ma dara loo mën nga ko mënuma dara loo xam xaw ku la yabal nga ne ko kenn kooku yow doo neex a dimbali doo neex a dimbali pour ñu dimbali la day am loo làmboo te léegi personnes handicapées yi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla macha allah ko ci ñi ci amul métier bëriwul moo may jàngal bi yaa may jàngal ku la yebal voilà personne handicapée léegi ñu bëri dañoo yor seen métier macha allah ndax nee naa leen judd café la waaye borom moo koy sukkaral boppam dëgg la macha allah ñoom nag wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca Grand Yoff ñoom nag ñu ngi am nañ 16 ans d'existence ñooy def seen conférence religieuse di ci rendre hommage seen trésorier bi nga xam ne dafa génn àdduna bu yàggul ñu ñaan yàlla xaare ko àjjana te yéexeñu macha allah yàlla xaare ko àjjana te yéexeñu ak képp kam fa fekk ñëpp ñi fa nekk ñëpp yàlla xaare leen àjjana ci barke weeru koor bu tedd bi Nicolas mu nekk nag loo xam ne conférence la boo xam ne Idrissa Diop moo koy jàng ci li ñu wax ne conférence boobu aussi ñoom. bokkul ak Idrissa Diop woykat. déedéet préciser dafay baax Oustaz Idrissa Diop waaw mooy jàng conférence boobu. conférence bi aussi ñoom def nañ 16 ans d'existence mais siège mooy seen problème booy xool sax centre Talibou Dabo fa lañ def seen siège te defe naa ni luwaas dafa metti trop abal aussi dafa metti te centre Talibou Dabo école boo xam ne mën na recevoir type handicapé bu nekk mais sa yëfu bopp dara daa ko lu ci mel ni association siège dafa war a nekk loo xam ne mooy loo xam ne moom ngay njëkk a am siège moom ngay njëkk a am ñoom nag dañoo amul siège léegi nag nee nañ lépp lu ñu am ci conférence bi dañuy xool naka la ñuy def ba ut si benn siège boo xam ne ñoom ñoo koy moomal seen bopp dafa mën a réunir ndax nag loo nekk feneen nekk sa yëf moo ko gën a neex te siège dafa nekk loo xam ne dafay dooleel mouvement wu handicapé ñun dafa mel ni seet si woon nañ la fi de ñoom seet ñu la fi tey waaw tey ñëwoon nañ fi seet si ma dañuy daal di dem ci élément bi ma yónni régi ñu dem yónni leen tey damaa woor tey li may wax dara laa ci xamul ndax koor dem leen rek ay handicapé yàlla nattu ñu ci nekk ñu nekk ay waylaago te ñu bëgg nag jàppalante suñu biir ñu bëgg a jàppalante suñu biir suñu boobu li ko waral li tax ñu jublu ci mooy moo waral ñu def association handicapé moteur bu Grand Yoff def suñu conférence ñu def conférence chaque année di ci jàppalante tam suñu biir ndax jigéen ñi ci suñu biir ñun ñi ngi def loo xam te ne bi suñu association góor ak jigéen di jàppalante di dimbalante ci suñu biir ku feebar ñu dimbali la nga faju ku ci yàlla wàññi tamit ndax loolu ci dund gi la bokk ñu jàppale la tamit ba delloo la sa dafa jàppale daal ba nga xam ne tamit li war ci yooyu yëpp def nañ ko taxawu la daal bu baax a baax loolu moo tax suñu association jóg solidarité daal di jàppalante Très bien, merci beaucoup Ismaël. léegi nii seetaan nañu reportage bi ñu gis soxna si am na ay kàddu yu am solo yu mu yëkkati. macha allah comme ni ma ko waxee rek xam nga DTV c'est la télévision inclusive. ba tax na handicapé yi miin nañ ko lool ba tax na ku ci am événement mbaa nga am loo xam ne daf la jaaxal wala nga am loo xam ne ci yow la ne rek fii ngay ñëw. ubbil nañ leen suñuy yaay ambassadrice bi la. ubbil na leen suñuy buntu macha allah. handicapé bu am lu mu bëgg wax bëgg revendiquer rek na nga ñëw ci Mame Diarra mi. te booy xool émission bi démb rek lañ ma wone ma Mame Diarra ñun dañuy ñëw te yàlla xam ne ni ñii xaw ma leen sax musuma leen gis mais ñoom ñoo ko moom comme ñoo ko moom nag nit ki lim moom danga ko koy jox di wax ne rek na ñëpp ñëw jàpp ci conférence bi nga xam ne dimanche lay am le 10 à 14 heures fële ca mosquée bu Grand Yoff ñu jàppal leen ndax ñu mën a ñoom tamit am seen chaise di
mener seen activité normalement ndax handicapé mouvement handicapé bu amee siège ci lay gën a nekk à l'aise. tout à fait macha allah. voilà donc loolu noonu boo ko waxee nag bii Grand Yoff sama xel dafay dem ci sama xarit muy pro Kébé pro family nga xamante ne defkatu lu baax la di def ay jéego yu am solo moo xam Grand Yoff ak feneen ci biir réew mi donc ñoo ngi ko ci woo pro family maa ngi lay woo di woo say collaborateurs ñi nga xamante ne ñoom ngay tàmm di liggéeyal ngir nga ñëw foofu ca mosquée wu Grand Yoff dimanche 14h incha allah ngir nga fekkee li nga xamante ne mooy conférence religieuse yu handicapé moteur yi donc ñoo ngi nekk nag toll ci seen 16e édition nga nekk sama xarit dinaa la ci woo bu baax waaye tamit Sala Bigué ñu sant di gërëm bu baax a baax madame Diouf ndax lu ma waroon a def wala Mohamed waroon ko def wala Modou Mbacké waroon ko def wala yow nga waroon ko def ba ci suñu boss sax waroon ko def madame Diouf mu ngi ñu ciy jàppale bu baax ci Maam Jaara mi di ko fekk këram di ko jox ay weeru loas teg ci jamono ji dafa dem këram yóbbul ko jasner pour alaaji bi yóbbul ko moom brodé ba pare teg ci xaalis ne leen dem leen ñawlu ji waaw bu korité jotee bu leen kenn gën a rafet waaw madame Diouf kon dégg na keroog suñu appel fii parce que ñun amuñu ku dul Maam Jaara ñun moom lañu madame Diouf moom da ciy jàpp moom parce que dañ ko tàmbale sax ci première dame ak président de la république dëgg la parce que moom xale la fii lay liggéey ci kër gi tey jàmbaar la tey bu ko neexoon tey mu def ni yeneen i moromam expose moom ci naaj wi tey tamit kenn du ko ci wax dara am na ñoo xam ne la ñu gën a kontaan su ma koy wax su ma ne ko Pune Fashion pour complexe boobu noonu quoi xam nga ne moo ko Pune Fashion ñoom dañuy kontaan suñu may seetaan mais bu ñu ko gisee et puis Mame Diarra aussi Mame Diarra dafa free moom dafa free moom dafa ñëw bokk et puis intellectuel la ba pare aussi day dafa macha allah daal macha allah léegi ñun moom la ñu am waaw madame Diouf ñu ngi lay gërëm keneen ku mel ni madame Diouf aussi na ko def parce que jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi yàlla du wàcc sax di jox nit ñi ne mais amee da koy jaarale ci nit te suuf bu sudante dañ koy jàll dëgg la suuf bu sudante dañ koy jàll te nit ki ne bu dee da nga bëgg yàlla suñu borom defal la ay yiw dee ko defal ci jaamam yi bi ci des may wax ci conférence bi waaw xam nga bi mooy 8e édition bi ñii man ak ñoom ndox ak suukar la boole tur wala boole naan bokk na ci conférence yi ma njëkk a def ñii mun naan ci ñoom laa def apprentissage bokk na ci conférence yi am su dul bi ma njëkk téye micro taxaw di jox ci affaire conférence deuxième bi lay doon d'accord parce que dama xamul 2011 je crois su ma jumulee 2011 non 2011 parce que ñoom sama bos ñoom yaay ak seen bos une semaine la rawante bii moo jiitu ci bii laa njëkk a téye micro di ko di joxe te ñu mujjig ma nag mujjig ma waaw mujjig la boobu ba léegi aussi ñoom ñu am kóllëre jàpp ma te bañ ma koy jox boobu xam nañ El Hadj Mansour Mbaye xam nañ ñeneen mais ñu ni Sala moom mooy ñuy téyel te boobu ba léegi wax dëgg yàlla dara soppeekul kon ñoom tam leen sant leen gërëm surtout Adja ñoom topp ñu la si daw bi nga daw de topp ñu ma ci daw bi tey topp wuñu ma ci su ma musaana wàcc dugg seen bureau yi macha allah la jël leen 8 lijjanti ba am dépense maa la wax loolu doog a dem te yooyu yëpp ba tey ñu nekk samay jigéen doon samay xat doon nit ñu baax te loolu yëpp nag tey bu ñu ko dee def moom mi joué na ci rôle bu am solo nii mu ko waxee nii ay ndimbal yu baree ngi ci yoo xam ne sax xëy na mënu ko wax sëñ Habib si nag ñu koy defal mention spéciale parce que doomu sëñ Mansour la waaye ak sa kii Ngom Bachir Ngom bu Paal surtout Alaaji Rawaan ñëw Bachir mooy modérateur bi sëñ Habib mooy def waxtaan bi saa bu ñu ko defee rek njariñ da ciy génn kon yàlla nañ ko yàgg def yàgg ko ànd ñu ci invité yëpp na Moussa d'enfant xam naa ne dina xat mais inchallah bu la ko jot gi may daal invité naa waa plateau bi yëpp na gën pro famille waaw pro Kébé pro ñu ngi lay invité tamit aussi il faut qu'elle vienne waaw Mame Diarra tamit voilà ñoom ñu ngi lay invité suba inchallah Modou Mbacké waaw bu soobee yàlla waaw ba am na ay laxas foofu am na ay laxas ay laxas c'est-à-dire laxas jëru ko man soo demul kii mooy kii foofu caaya waaw am na foofu caaya foofu caaya non est-ce que duñ fa toog ba heure dog duñ fa toog ba heure dog loolu dina am sachet yu ndaw daal yu am ay mbaqu suy waaw très bien c'est important kon ñu ànd ak Modou Mbacké mu def la dernière question ci suñu gan monsieur Ansoumana Danfa nga xamante ne buñ koy recevoir fii dañuy kontaan waaw vraiment franc parler et puis moom du daw question ba pare lu jafe ci gars yi wër président Sall mooy dafa imprégné wu dafa bokk ci li xew dafa xam li xew ba pare ni nga ko waxee du daw question tourner à gauche à droite Danfa pour jeexal laaj bu mujj mooy est-ce que dëgg-dëgg situation bi bu continuer gëm nga deuxième mandat président Macky Sall. waaw c'est-à-dire. ta question là c'est question de. Ah bon c'est vraie question nee na c'est une grosse question. non baax na xam nga président def na ay réalisations yu bari liggéey na. ñu àndul ak moom sax xam nañu ni. liggéey na. waaye politique
boo defee ay réalisation dafa am ñu koy porté koy porté mooy ñu koy jël dem wax ak nit ñi loolu am nañ ci jafe-jafe lii wone loolu mooy législative bii ñu jóge waaw gis nañ ay ministres yu bari ay directeurs yu bari fa ñu nekk nit ña sopp nañ président ci la mu réalisé waaye mere ñooñu tax ñu duma coalition ba ca foofa waay beneen bi mooy bi ñuy dem législative président bi dafa woowoon ñi ko war a jàppale ñëpp méridien mu am lu mu wax ak ñoom ñu meroon mu wax loo ma ne ma waxal ñii nii dina demee nii ma yenu loolu wax ak ñëpp ñëpp ànd ci diggante boobu ñoo ngi toog di xaar at recevoir u leen très bien loolu problème la loolu bokk na si li ma indi fii te yooyu réalisation mën na ko jàllale mais sur le plan politique mun na pêcher ba ëllëg te dafa am moom lu mu jàngal nit ñi mu àndal moom président muy bi mu nekkee ak président Abdoulaye Wade moom ñoom Mahmoud Saleh ñoom Mor Ngom ba leen Abdoulaye Wade ak ay nitam bañ leen a teg fa mu leen waroon a teg dañ ko fa baax dem defi leneen te loolu jàngal na ko nit ñu ko wër ci lu wér waaw loolu muy fulla ak fayda boobu d'accord fulla ak fayda boobu ñi nekk ci wetam ñi mu dul waxal am nañ fulla ak fayda boobu te ñoo ngi koy waxtaanee loolu merci beaucoup Ansoumana Danfa ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax monsieur Ansoumana Danfa muy responsable politique di membre Benno Bokk Yaakaar di secrétaire MAC authentique ñu doon waxtaanee solo lu jëm ci loi sur le parrainage président Macky Sall recule et saisit l'Assemblée nationale li ñuy def nag mooy jeexal na tak dañuy ànd ak Alaaji Sall Bigué Ndiaye qui est devenu imam c'est l'imam l'imam d'Antoine tu sais Ibrahima Ndiaye Sall Bigué kii ay xaaj yu bëri lañ koy wax kii xanaa ay sax lañ ko wax parce que dafa mu ci atum 2018 bi dina dellu fu mu miin xam nga incha allah rabbi xam nga démb dañ doon waxtaan ci dëkkandoo ci conférence yi baare mbedd yi xool la ñi dañuy dem benn centre maison de la culture luyee ko def seen conférence am ñoo xam ne Sorano am ñoo xam dañuy dem d'accord xëy na sax am na ay bayal am na doguma la sax xam nga on a commencé la conférence dans l'enceinte de l'hôpital ci biir hôpital bi lañ ko def ñu xam ne day déranger malade mais ñu xam ni ça dérange ñu génn ko ñu génn te pourtant ci biir Dantec am nañ fa bayal bu yaatu mais dañuy non parce que ñoo ngi sóor dëkkandoo ñoo ngi sóor kii mais ki ñi nga xam ne xëy na sax doole yemul mais xanaa koñ bu nekk lu mu gàtt am na benn bayal boo bu ñu bañee baari tali bi démb xam ñoo jël baax ci suuf teg say chaise c'est-à-dire moo tax démb bi may daane man la ñun la daal c'est nous quoi ñun la ñoo defar si bopp tey nag fi may wax li may waxtaane mooy yëg Nicolas ko yëg yaa ko moom as gor boo ko yëgee rek moom mooy li Ansoumana di wax nii li muy wax nii yëpp président def foo na yëg ñi nga xam ñoo àndoon ak moom effectivement as gor boo ko cofee mu wadd xorom dañ koy cof suukar dañ koy cof warga dañ koy cof waaye as gor dañ koy ngëb koo cof mu wat te nit ku nekk bëgg na ku la yëg kenn rek bañ ko yëg ab sàcc rek bañ ko yëg kon nag yàlla na yàlla musal ci sàcc te nit ñi nañu góorgóorlu te xam ne réew mi ñoo ko moom dëkk bi benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ku ci nekk na nga bay sa ndax Sénégal jëm kanam jërëjëf merci beaucoup Alaaji Sall Bigué Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di leen jox rendez-vous demain inchallah Pape Ousmane Cissé moo ngi waaj pour présenter leen xibaaru mbarax bi di leen fàttali ne événement yu am solo ci week-end bi tàmbale ko suba inchallah 8e édition de la conférence religieuse bu amicale des femmes de l'hôpital Le Dantec muy vendredi suba 8 juin à la maison de la culture du à partir de 10h dimanche nag ñu dem foofu ca grande mosquée bi nekk Grand Yoff ànd ak association des personnes handicapées moteurs yu dëkk Grand Yoff donc foofu ca mosquée bi muy dimanche à partir de 14h donc di ci woo bonne volonté yi képp koo xamante ne rek mun nga cee ñëw nga jàpp ci dina am solo loolu on vous donne rendez-vous demain inchallah même heure sur les antennes de la DTV et bon ndogu à nos très chers téléspectateurs.